jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax a baax di leen ziar comme tous les vendredis de 23h à 1h du matin émission bi teew mooy li ci dëkk bi li ci dëkk bi comme ni ñu koy waxee tout le temps dañuy xool li nga xamante ne mooy ay di jàmbat li nga xamante ne moom la askan wi waxtaanee ñu indi ko ci plateau bi di ko waxtaanee mais dañuy tàmbali nuyu kilifa diine yi ndax kilifa diine yi ñoo ñàkk réew mi ci ay ñaan ba mu taxaw ku nekk jal ba nga jiite ñu ngi lay ñaanal baax a baax nga yàgg fi loolu te wér mais di bàyyi xel aussi ceux qui sont malades ndeysaan nekk ci hôpitaux yi feebar ak ñi nga xamante ne caabi di leen fetti ginnaaw ñaan suñu borom aussi mu teggi leen nattu boobu mbokk yi tey seen émission li ci dëkk bi nag dañu jël pàcc bu am solo di ko waxtaanee tey mooy le foncier au Sénégal Sénégal ñëpp xam nañ ne problème bi gën a rëy Sénégal bokk na ci coowal suuf boobu nag tey moom la ñu indi fas yéene koo waxtaanee tey ci plateau bi am ci nag ay invités yi nga xamante ne invité yu am solo la am nañ fi ki nga xamante ne mooy Daouda Gueye mooy sama suuf ma yokk sama armel moom mi ngi jógee ba waa Pikine am aussi Mamadou Kébé nekk ci collectif déguerpissement criminel de Kahone moom mi ngi jóge aussi ba Kahone am fi aussi Mamadou Mballo moom mooy chargé de programme SYCODEV am aussi Bassirou Ka moom kenn dutu ko présenté ci réew mi ndax macha allah ñëpp xam nañ ko Bassirou Ka moom promoteur immobilier la bokk nekk aussi président promoteur immobilier Touba Madina Njurur ak président mouvement BAS kon je pense que ne mbokk yi tey ñii lañ dajal ci plateau bi war a waxtaanee lu am solo muy coow bi ëpp coow Sénégal muy coowal suuf kon sans plus tarder damay présenter sama invité yi ne ci plateau bi kon borom SYCODEV Mballo maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak Sénégal. waaw jërëjëf monsieur Mboup maa ngi lay fay maa ngi nuyu plateau bi yëpp maa ngi nuyu tamit téléspectateurs yi nekk biir Sénégal ak ci bitim réew. di leen ñaanal at bu gën ci at yi ci at bu bees bi. maa ngi rafetlu invitation bi ngeen ñu may. te yaakaar ne dinañ am waxtaan bu am solo. jërëjëf Mamadou Mballo ñu ngi lay remercier aussi sa teewaay ci plateau bi di jox kàddu gi sëñ bi Guèye moom xam naa dafa xaw a xiif Daouda Gueye sama suuf sama armel ndax gars yi bàyyiwuñu sax armel yi maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nekk Sénégal. waaw maa ngi lay fay Serigne Mass di nuyu. sëñ Mballo di nuyu tamit sama nijaay jëlee di Bassirou Ka sama yaay sant Kala sant di nuyu tamit sama mbokk mi ni baw Kahone di leen mastawu ci coono yi ñu nekkee ñu teg leen ko te itam di nuyu ñi nga xamante ñoom ñoo ñu seetaan ci télé Walfadjri di nuyu waa kër gi yëpp ndaxte fi moom sunu kër la yaakaar naa ne ñun ñi nga xamante ni ay bañkat lañ maanaam li ñu tuddee activiste yaakaar naa ne Walfadjri bokk na ci télé yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu gënoon na njëkk ibbil seen di ay wont amaana tey la yàlla def ñu dem ba nga xamante ni nekk nañ ci actualité ba yeneen télé di ñu kii di ko sante Walfadjri te lépp di ko sante Sidi Lamine Niass da ko yàlla defal lépp mu dafa ko tuyaaba yokk ay leeram taas ñu ci ay barkeem ndaxte moom suñu modèle la woon ndaxte bañkat la woon jërëjëf Daouda Gueye nuyoo bi am na solo comme ni nga ko waxee rek Walf daanaka ñu bëri fi lañ jaar c'est la voix des sans voix kon ñu jox kàddu gi Mamadou Kébé bokk collectif déguerpissement waa Kahone Mamadou maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak Sénégal. ñu ngi lay fay bu baax di nuyu mbokk yi ñu bokk plateau bi. di sell di wàcce ñëpp ci seen wàccuwaay. di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla émission bi li tax ñu ñëw fii ñu matal ko ba mu jotale ñëpp. jaay Seydou Diop. ok jërëjëf Mamadou Kébé moom mi ngi bokk ci waa Kahone ñi nga xamante ne ñoom aussi am nañu jafe-jafe lool ci wàllum suuf ak subir injustice bu doy waar kon ma jox kàddu gi Bassirou Ka di promoteur immobilier ni ma koy faral di waxee moom macha allah réew mi xam nañu ko ràññee nañu ko sëñ Bass maa ngi leen nuyu di la bàyyi nga nuyu ak waa Sénégal. waaw maa ngi lay fay Mass di nuyu ñuy seetaan Walfadjri yëpp. di nuyu kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk fii ci sunu réew di Sénégal. jiital ci sëñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi te mu gën a wér. waaw noonu laa koy ñaanalee sama sëriñ sama turandoo sama xarit sëñ Bass Abdou Khadir ak sëñ Bassirou bu sëñ Mountakha Mbacké. waaw noonu lay nuyoo sunu kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp xalif général de Tidiane bàyyiwuma kenn Ñaseen Njaasaan Laayeen yëpp bàyyiwuñu kenn
di nuyu nag sunu xalifab sëñ Béthio Serigne Saliou Ndigal Thioune di ko ñaanal mu yàgg fi te mu gën a wér. amiin sama Serigne Saliou Seydina Thioune mu sëñ Béthio. di ko ñaanal bépp purux boo xam ne yaa ngi ci biir Sénégal. di ñaan yàlla at bii ñu tàmbali muy atub jàmm dàqal ñu feebar bi indi ñu ay xéewal dàqal ñu lépp lor barkeb Serigne Saliou di ñaanal sunu papa Sidy Lamine Niass yàlla defal ko lépp loo xamante sonn na ko ci askan bi yàlla fay ko foofu. amiin di rafet lu ñuy seetaan Walfadjri yëpp di nuyu ñi ma bokkal plateau bi ci suma mag yi fi nekk. di ñëpp nga xam ne intérêt réew mi ak Sénégal ak xeexal population yi moo tax ñoom. ñuy engagé comme lu mel nii di sant ñëpp. ok jërëjëf mbokk yi kon gis ngeen invité yu ñu am ci plateau bi nuyoo nañu sans plus tarder damay wax ne yàpp xaj bu seddee soof gis nga jafe-jafe yi nga xamante ne tey jii am na Sénégal ci coowal suuf président de la République moo génn ba muy def discours à la nation wax ko 90% Sénégal coow li ci ëpp mooy coowal suuf ñu gis injustice bi nga xamante ne askan waa ngi koy dund ci seenu gox ñu bëri tey jii nangu nañ seeni suuf ay borom kër ak seen njaboot ñu ngi ci mbedd mi nga gis ñu yaakaar tey jii ba tabax kër ñu fekk leen fa daaneel leen génn leen bëcc ko ndar kàmb boo demee kawoon ma ngay yëngu boo demee Tiwaawoon pël ña ngay jooy boo demee Ndingler même chose maanaam dëkk bi yëpp ba côté Diass ba côté Mbour ba côté Malicounda ba feneen ak feneen daanaka coowal suuf daal Sénégal doy na waar lool ba tax tey ji ñu war a leeral lu bëri kon damay tàmbali ci Mamadou borom Mballo borom SYCODEF Mamadou Mballo yéen ñi yor SYCODEF bëgg naa d'abord nga wax ma lan mooy SYCODEF d'abord mais aussi wax ma yan jafe-jafe ngeen di dossier ngeen di jot souvent ci wàllum suuf. jërëjëf SYCODEF dafa nekk benn ONG. bu nekk fii ci Sénégal. mu ngi liggéey ci lépp luy jëm ci wàllu ak yelleef doomu aadama ci kaw loolu nag dañuy am ay programme bu ñuy wax programme prioritaire ak programme transversaux. ok ñu ngi liggéey ci 5 programmes prioritaires li ci dem ci wàllu wergu-yaram ni ki mel ni sécurité alimentaire ak nutritionnelle parce que boo waxee nag sécurité alimentaire et nutritionnelle yaa ngi ci suuf si parce que mënoo am sécurité alimentaire su fekkente ne amoo sécuriser wu facteur de voilà amoo suuf soo bay ñu ngi liggéey tamit ci wàllu eau et assainissement ñu ngi liggéey tamit ci wàllu énergie particulièrement ci énergie renouvelable ok donc ci programme prioritaire yooyu ñu ngi ci def ay jéego yu bëri ci programme transversaux yi nag ñu ngi liggéey ci wàllu transparence budgétaire ñu ngi liggéey ci wàllu accès à l'information parce que boo amul information bu baax doo mën a def benn liggéey doo mën a agir en connaissance de cause ñu ngi liggéey tamit ci wàllu genre ok donc programme yooyu ci programme yooyu SYCODEF ci programme yooyu la ñuy yëngatu donc ci wàllu suuf si nag dañuy liggéey ak monde rural bi ñooñu ñooy nekk suñuy partenaire prioritaire parce que SYCODEF dafa def une priorité par rapport ak ñi néew doole yi donc ci ñooñu nag particulièrement ñoo xamante ne ay baykat lañ ñoo xamante ne ay sàmmkat lañ ñoom interpellation yi ñuy jox dañuy dem ci wàllu accaparement des terres dañuy dem ci wàllu lotissement mais ñu ci bëri nag ci wàllu accaparement des terres yi dañuy dem tey boo gisee jaay doole nangu suuf jaay doole benn investisseur jóge bitim réew wala benn investisseur jóge ci biir réew mi wala benn élite politique wala ay saa guide religieux ñu ñëw jël seeni suuf daal di koy jëfandikoo ak nu leen neexee di déposer des communautés yi ci suuf soosu tey boo gisee par exemple am nañ ay collectifs yu bëri te collectifs yooyu yëpp lu tax ñu jóg c'est que dañuy am problème suuf ci biir décembre bii sax def nañ benn daje bu réunir woon une 40aine de collectifs fële ci Thiès collectifs yooyu ñu ngi jóge ci biir Sénégal yëpp seen point commun mooy dañuy nangu seen suuf tey doguma la mais fii ci Sénégal maanaam yan gox ñoo am ay jafe-jafe ci wàllu suuf
mais mun nañ citer gox yu bëri mënuñu leen citer ñoom ñëpp. mun nañ citer par exemple fii ci biir Dakar d'abord mun nañ citer impacté TER yi. mun nañ citer waa Lendeng ñu ngi fële ci Rufisque. di xeex pour seen suuf. mun nañ citer waa Ndengler mun nañ citer waa Malicounda mun nañ citer waa Sandiara. mun nañ citer waa Diokoul mun nañ citer waa Pambal Ourour. donc dëkk yi bëri nañ. problème yi bëri nañ ñooñu ñëpp suñuy partenaire la ñu ngi liggéey ak ñoom. dañuy nekk ci ay jafe-jafe. dañuy nangu seen suuf wala dañuy bëgg nangu seen suuf. te dañu te avant ma ñëw ci Daouda mais jafe-jafe suuf yooyu lan moo koy waral. mais principalement ñaari élément la. diversité acteurs yi ak diversité intérêts yi. maanaam boo jëlee suuf si par exemple bu ñu demee ci wàllu enjeu yi. ci intérêt yi. soo bëggee logement. ci suuf si nga ko mën a def. waaw soo bëggee bay. ci suuf si nga ko mën a def soo bëggee sàmm. ci suuf si nga ko mën a def. nguur gi su bëggee def ay infrastructure ci suuf si la koy def. su bëggee def ay exploitation minière. ci suuf si la koy def. su bëggee am ay réserve foncière ci suuf si la koy def. donc acteurs yooyu yëpp parce que mun na nekk nguur gi mun na nekk investisseurs privés yi. mun na nekk communauté yi. ñooñu ñëpp dañuy am ay regard yoo xamante ne peut-être regard yooyu dafa am différence. parce que baykat bi moom lu mu bëgg maanaam am suuf pour mu mën a bay. investisseur bi moom lu mu bëgg mooy am ay surface yu rëy daal di def ay agro business wala daal di exploiter ay mine daal di koy yóbbu wala daal di koy jaay. ñooñu seen vision bi seen perception par rapport ak fonction suuf si. dafa am différence. te différence boobu le plus souvent moom mooy indi ay clash. moom mooy indi ay tension. te tension yooyu li koy tamit firndeel mooy mooy collectif yi. maanaam collectif yi xam nga lan moo tax collectif yu bëri. nit ñi léegi commencé nañ comprendre seen droit yi. maanaam boo laalee seen suuf. dañuy jóg. dañuy mobiliser wu. xanaa kon Sénégal gi yëpp war a jóg. bien sûr te loolu réew mi doguma la mais réew mi fépp ñëpp am jafe-jafe suuf. nit ki fa nga juddoo màggee fa war nga fa am pàkk boo dëkk yow ak say njaboot. mais nit ñi dañu am jafe-jafe boo xamante ne jamono ji maanaam jaay doole gi ci wàllum suuf accaparement des terres bi ak vraiment mbirim njuuj njaaj injustice bi dafa bëri ci wàllum suuf. loolu dégg la le plus souvent te boo gisee tamit bu ñu jëlee seeni suuf. concertation du am. loolu problème bu rëy la. yow munoo jóge bitim réew wala munoo jóge Dakar wala munoo jóge feneen. ñëw fekk nit ñi ci seen dëkk. daal di barbar seeni suuf. waxoo leen dara. ñoom bu ñu gisee loolu dañuy. waaye ci complicité état la. mun na nekk ci complicité état yaakaar naa ne loolu bu amee ci complicité état la. parce que procédures yi bari nañ. investisseur bi mun na am délibération. mun na am tamit ay titre de propriété. délibération doomu dëkk bee ci gën a yey. doomu dëkk bee ci gën a yey bu ñu jëlee entreprise chinoise jox ko nañ ci ñëwaat parce que bëgg naa nga leeral lan mooy titre foncier lan mooy bail lan mooy yooyu pour que ñi seetaan xam aussi seen àq ak seen yelleef jërëjëf. ma bëgg fàttali rek. waaw benn affaire. ci ampleur boobu ci phénomène accaparement des terres boobu. déjà en 2010. SYCODEF dafa defoon benn gëstu. benn étude. étude bi dafa wone woon. qu'en l'espace de 10 ans. diggante 2000 ak 2010. ci diiru fukki at. ci biiru fukki at. dañuy jëloon lu toll 650 000 hectares de terre. jox ko 17 investisseurs privés nationaux et étrangers. mais loolu c'est grave. ça représente 16% des terres arables de ce pays. pour won leen rek ampleur phénomène bi nu mu mel. mais yow est-ce que révélation bi nga wax xam nga ko ni c'est grave. xam nañ ko c'est grave. c'est doy na waar. mais Daouda boo déggee sawaay di wax ak révélation bi mu wax mais yéen aussi seen jafe-jafe suuf mooy sama suuf ma yokk sama armeel. muy armée coow dégg nañ ko ci armée lu Pikine. mooy dem nañu ba xam nga kërug dëgg bu ñu naan kërug dëgg titre foncier dëgg mooy lañ lay gasal fa ngay mujjee tëdd foo xamante ne tey jii kenn mënu koo mooy mais bu ñu demee ba tey ñii xeex suuf ak ñii nangu suuf ak ñii jël suuf bu ñu demee bay jël suufu néew yi nag
kon je pense que foofu lu doy waar la kon yéen aussi am ngeen naqar ci côté boobu. waaw li indi coowal sama suuf ma yokk sama armeel yaakaar naa boo déggee wax ji rek day wane ni dafa am lu ñuy sàkku mooy ñu delloo ñu loo xamante ni dañ ko moom am ñoo xam dañ ko jël teg ci loxo. boo duggee coowal suuf moom na nga naan réew mi comme tàpp féppay metti comme ni nga ko waxee sànq rek tey jii tey boo defoon ab yëgle ne képp koo xamante ni dafa am jafe-jafe ci wàllu suuf na ñëw tey fii dañ koy waxtaane yaakaar naa ne fii Walfadjri day fees du sitting lay doon ndaxte mbir mi li ci xaw a bees yaakaar naa ne ñoom mbaaloo ñoom koy gën a xam donte ñun dama bokk ci geneen kuréel goo xamante ni ni njiitu réew mi ne juróom-ñeent fukk ci téeméer boo jël ci yenn plainte yi muy jot ci wàllu suuf la ñun itam ñi ci bëri bu weesoo ñi nga xamante ni fi ñu liggéeyee dañ leen amal payoor jaaleen doole fay na ñi ci ëpp mbirum suuf la fu ne waaw fële ci Kiñaabuur avec la forêt de Balabougou bi nga xamante ni dañ ko déclassé côté Sindié côté Guéréo waaw boo demee Tivaouane Peulh boo demee ci littoral bi boo demee Pikine Pikine xam nga dëkk la boo xamante ni ñi ngi ko taxawal ci atu 1952 booba la ñu jógee ci deuxième guerre mondiale bi Dakar commencé bëri ay nit ñu jël ñi nga xam ne nekkoon ci quartier périphérique yi déplacé leen yóbbu leen Pikine booba boo xool mooy ñi dëkke woon ay Kipp Koko mi ngi nekkoon ci wetu caserne Samba Diéry Diallo bii nii ak ay Almenko ay Baye Gaynde champ de course ak yooyu jël leen yóbbu leen ak Colobane jël leen yóbbu leen Pikine xam nga nit bu ñëwee sanc ab gox li muy njëkk a xalaat mooy ay dëkkuwaay ginnaaw ay dëkkuwaay mooy fu muy denc ay parce que dund ak dee ñoom ñoo ànd fu muy denc ay way dawloom moo tax armeel yooyu tamit 1952 la ñu ko ibbi muy toll ci 4 hectares 4 hectares yooyu nag ëppoon na ko waaye booba foogu ñu woon ne nit ñi dinañ yokku ba 4 hectares yi tey fees moo tax mag ñi li ñu mënoon a ñag rek maanaam li ñu mënoon a clôturer rek moom lañ clôturé woon mu toll woon ci 4 hectares mu desoon benn réserve réserve boobu nag yemook li ñuy tuddee titre foncier DP50 état du Sénégal moom ko jamono di dox armeelu Pikine dafa fees ba nga xamante ni fi mu ne nii mi ngi soppeeku nekk fosse commune ba jur ay coow suul nañ sama kaw maam suul nañ sama kaw yaay ndaxte li ko indi moom mooy nit dafay làqu ñu ñëw di wut fu ñu ko suturaal waaye fu ñu dóor per rek tudd yàlla ndaxte am na ko fa nekk bu fekkente ne yàgg na fa ñi nga xam ne gaskat yi nga xam ne miin nañ armée yi dañ koy daal di suturaal xaw ko taf ni denc fa keneen buñ fa tabaxee nag looloo indi coow yi ba nga xamante ni nit dana làqu ñi nga xam ñoom mooy ay mbokkam danañ ñëw ci sëg yi ànd ak ñaari gaskat yi ñuy wër di wër mën nañuy wër ba ay 13 heures doog a am foo xamante nañ ko fa denc ndaxte la fa des ay poste la poste yoo xamante ni kenn xamul sa fan a nekk mais flair ci la kii di demee nu mu tuddee gaskat yi ba nga xamante ni loolu jur jafe-jafe te armée yooyu noonu moom mooy cimetière municipal de Pikine maanaam bi gën a mag ci ginnaaw des benn réserve suuf desit suuf boo xamante ni toll na ci 12 hectares point 7 waaye dafa nekk loo xamante ni nit ñi romb ci tali bi génne ci armée doguma la foofu pour précision rek parce que armée lu Pikine yi du waa Pikine da nga fay suuf déedéet armée lu Pikine yi presque boo xoolee Pikine ak li ko wër yëpp fa la ñuy denc seen li dëggal loolu te li koy firndeel mooy ne ba ñuy sanc armée yooyu noonu géejawaay amul ay sëkt géejawaay amul woon géejawaay 1990 lañ ko créé géejawaay Pikine benn la woon waa Médina ndaxte ñi jóge woon ci boor yooyu ñëw dëkk Pikine am na seen mbokk yu fa desoon waa Médina fa lañ doon denc waa Dakar fa lañ doon denc waa Tëngéej fu nekk ci Sénégal ak ñi nga xam ne ay doxandéem lañ yoo xamante ni dañoo ñëw dëkk fa seen wajur làqu ñu dem moo tax at mu jot bu ñuy bay armée yi fu ne la nit di jóge ci Sénégal di ñëw ndaxte am nga sa way dawlu boo xam mi ngi noppalu foofu noonu loolu moom moo tax nag xam nga armeel ak suuf dafa laal li nga xam moom mooy xolu doomu aadama ndaxte ñu bëri ndeysaan bu ñu sañoon fi nga xam fa la seen wayjur tëdd ñoom bu ñu làqoo ci wetam nañ leen di denc ñu ci bëri dañuy ñëw suñu ndaje yi loolu la ñuy wax dañ naan ñoom bëgguñu ñu ibbi faneen ay sëkk di tas njaboot yi bu fekkoon ne sax suuf desu fi waaye armée yi mi ngi toll ci 4 hectares des na 12 hectares point 7 waaye 12 hectares point 7 yooyu ñun bi ñu ñëwee li ñu njëkk a ne seetlu moom mooy ne am na 1 hectare point 1 yoo xamante ni dañ na ci mu yemook 2818 mètres carrés yoo xamante ni député maire bu Kër Samba Kane
Ibrahima Khalil Fall nga xamante ni doxandéem la moom moo ñëw ba Pikine lijjanti foofu noonu ñu jox ko autorisation d'occuper précaire et révocable maanaam saa su nekk mën nañ ko mais li ngeen di wax accusation la mu ne du accusation c'est un fait c'est fait am ngeen ci preuve c'est un fait boo demee hangar bi mu fa tabax mi ngi foofu alors donc mu ñëw ne moom nañ ko abal pour mu def exploitation agricole ñàkk ko ak ay garab yi koko yu mu fa tabaxoon ak yooyu jamono di dem ba 2016 ci la dem xam nga fii bu ñuy wax mbirum suuf mi xam nga ñoo ko gën a graawal xam nga président génnoon na fi di wax naan yéen maire yi maa ngi leen di artu ci mbirum suuf mi maire Guédiawaye bi ne ko da ngaa yab maire yi mais waxal ak administration bi ok muy waa domaine muy waa urbanisme ak ñooñu ñoo gën a yées sax politiciens yi ndaxte ñoom lu ci am yoonal rek ñoom ñoo koy yoonal ñoom ñooy fekk loo xam du yoon ñu yoonal ko utal ko kayit ci noonu ci la Ibrahima Khalil Fall boobu noonu lijjanti introduire benn demande de bail fexe def ay pexeem ba 2017 mu am xanaa bail boobu noonu ci kaw titre foncier boobu noonu di fay xaalis at mu jot c'est grave ngir occuper foofu noonu mujj ko jël tabax ko hangar bu mag a mag a mag a mag hangar bi tiim armée yi loolu mooy metti xol waa Pikine ndaxte dañuy ñëw di denc seen ay way dawlu espace amu foofu ñuy denc ñi tegale néew yi te buñ sigee gis fa benn hangar boo xamante nii loolu ci teeru armée yi ci suufu armée yi la bokkoon geneen wàll gi moom mooy 8182 mètres carrés yi nga xamante ni clandestinement lañ fa tabax 46 maisons ba mu mujj a nekk quartier ñu tuddee ko quartier Pël Fouta te kër yooyu noonu kii di maire Pikine Ouest ak kii di sous-préfet arrondissement Pikine Dagoudane nee nañ kër yooyu noonu benn amu ci këyit te effectivement benn amu ci këyit benn kër amu ci këyit mais dañ ko tabax ñooñu nu ñu def ba tabax mais dañ ko tabax clandestinement donc loolu moom moo tax ñu dogguma la foofu nga baal ma mais est-ce que nit mën na ñëw tabax ci gox te gox am koo xamante ne tey jii mooy maire ba fa ne waaw mais mu tabax fa te maire ba wala autorité locale yi gisuñ la waaw Walfadjri ñëw nañ fa def fa reportage ak yeneen télé yi boo ñëwee da nga gis ci bâtiment yi arrêt d'escos maire bi def na li mu war a def mooy ñëw na gis na loo xam ne jaaduwul waaye maire bi moom amul prérogative bu toj ok te itam amul ay moyens pour di surveiller foofu noonu ku fay tabax ak ku fa dul tabax li mu mën a def moomoo l'autorité administrative muy le sous-préfet mooy alerter waa DSCOS parce que DSCOS ñoo service état bi nga xamante ni ñoom ñoo yore loolu DSCOS nag ñoo war a def seen liggéey ndaxte liggéey bi yamul rek ci ñëw marqué arrêt DSCOS te fondation bu ñu fekk dóor fa arrêt DSCOS boo toogaatee weer boo ñëwee fekk ñu yëkkati kenn du ko daaneel mu demee noonu ba mujj doon ay kër mu toll ci 45 xaw ma 46 maisons muy 8182 mètres carrés yooyu fekk 2818 mètres carrés yi nga xam ne ci la Ibrahima Khalil Fall tabax hangar boobu noonu tiim armée yi boo ko boole muy 1 hectare point 1 mu dañ ci 12 hectares point 7 ñu ne nag ñun nañ ñu joxaat suñu suuf ñu yokk suñu armée la ndaxte lu weesu loolu suñu ay lu ñutu maanaam enquête war nañu ne ñun fa ñuy wax sax 1 hectare point 1 ndekete lañ ci jël ëpp na loolu ñun li ñuy tabax ñi gis ko moom lañ gis waaye am na ñeneen ñoo xamante ni def nañ ay pexe ba am fa xanaa ay parcelles yoo xamante ni tegul ci yoon looloo tax waa Pikine taxaw jóg ne sama suuf ma yokk sama armée ok nañ ci dikkaat léegi mais man dama am njaaxare booy wax damay am tiitaange su ma dee doomu réew mi ñii toog ci plateau bi aussi am nañu tiitaange boobu njàkkare la waa Pikine am xam nga lu tax Sénégal yëpp ko am nag parce que bu ñu gisee armeel maanaam ku tabax mu tiim armeel d'abord loolu rek xel mënu ko daanaka xel mënu ko nangu bu ñu demee bay suul li ngay wax man témoin la parce que Guédiawaye laa dëkk ñu ngi kaas ñun armeel amaguñ ko beneen bi mooy da ngay ñëw di suul fa ngay suul ndeke nit a fa tëdd maanaam day dem ba li ngay wax sànq fosse lay doon boo xamante ne fosse commune bu doy waar kon nañ ci du kat rafetul aussi injustice bu doy waar la bëgg naa xam aussi ban taxawaay la ci autorités yi taxaw ma ñëw ci sëñ Bassirou Ka sëñ Bass promoteur immobilier nga dégg nga waa SYCODEF dégg nga aussi jafe-jafe waa Pikine am mais aussi fa nga dëkk tamit coow am na fa lool aussi ci wàllum foncier ci wàllum suuf mu Tivaouane Peulh mën nga ñu dikkal ci jafe-jafe yi ak yéen aussi promoteur immobilier yi yan tànk ngeen ci mën a taxaw. waaw Mass comme xam naa li ñuy waxtaanee moom. comme ni ko sama xarit bi waxee. su doon ñëpp yeggoon nañu fii su moytul sitting lay sottee lu doy waar jafe-jafe suuf dafa bari
ñun nag ay promoteur lañu. xëy na yenn saa yi nit day jaawale promoteur moom daal kat dooleem kese la. te yaakaar naa suuf bu muy dugg da koy xool ba mu leer mu soog ci dugg. te nit tamit dafa am lu mu moomal boppam. xam nga jafe-jafe suuf yeneen ñi am na ñoo xam ne amuñu si xam-xam bu bari. mais dañ ciy indil xelu nit yi jiixi jaax. parce que man fa ma dëkk mooy commune Tivaouane Peulh. yaakaar naa at yi passé moom bu dee coowal suuf ñun liñ ci daj moom bari na. liñ fa démolir ci ay maison kenn xamul nu mu toll. ba pare ñu joxaat victime yi ay kii ba pare ñu mujj ko changé. may rafetlu nag bërki démb le 8 may ci journal bi président mu ne dañ leen jox 20 hectares ca Lac Rose ci pôle Lac Rose bi fii moom du yàgg loolu tamit ñu koy rafetlu di ñaan tamit mbaa du diggee rek ñu ngi ci de ndax joxe na ndigal daal la ñu wax ku la dig ndekki joxal fii laa toogoon ci plateau bi bu la nee naa jox añ moom doy na war de waaw fii laa toogoon ci plateau bi di ci waxtaan ak victime comme ba ma ko yeggee tamit dafa rafetaat mais li ñuy wax mooy li ñu wax ni ci wàllu Pikine bi man def ma tuusee ndax wax dëgg yàlla kenn ku nekk man am na samay mbokk yu fa nekk ak samay goro yu fa tëdd maam Pape Bara Diop bu nekk Pikine nekkoon adjoint maire mooy sama goro te mu nekk loo xam ne rafetul ndax tey ñun ñëpp ci suuf si lañ jëm dañuy faatu te duñu faatoo dañu bëgg ku ñu suturaal kon ñun it ñoo war a njëkk suturaal néew yi nga xamante ne ñoo fa nekk loolu autorités yi ñoom ñoo ci war a jël seen responsabilité ndax gannaaw dëkk bi autorités yi lañ fa dénk muy maire ak préfet ak ñi yor zone boobu ñoom ñoo war jël décision pour ñu dox loolu pour kilifa yi mën ko yëg pour ñu taxaw xeex ko mu mën a sotti man mi dëkk Tivaouane Peulh sax war naa mën a ñëw foofu pour xeex loolu ndax ñun ñëpp benn lañu absolument dañu war a taxaw pour loolu noonu mu am ndax dëkk bi ñun ñii ñoo ko bokk waaye ñun tamit ay jullit lañ dafa am ay sart yoo xamante ne l'islam loolu lañ jàngal li ci bokk mooy coowal suuf dafa laxasu lu bëree ndax yenn saa yi jaxasoo day am ndax damay dégg saa su ne ñu tudd Ndengeleer tudd yeneen kii fekk suuf bi xeex bi am Ndengeleer ak bi am Tivaouane Peulh ak bi am Pikine yëpp xeexu suuf la mais bokkul ndax baadoolo bi day am këram suufam dëkk fa ak ay mbokkam nekk fa boobu ay jaan rek fay nekk dem ba nga xam ne tali ñëw na changement ñëw na courant ñëw na gis ne gars yi ji xëy rek jokk ay nit titre ko ci ay turu nit te ci service technique yi dañ cee am responsabilité bu mag parce que ñoom dañuy dugg di xool ay poste ay foo xamante ne ay teeni la domaine national la xool ni ñu collaborer ak ñoom ba pare defante ak ñoom kii yoo xamante ne dañ koy ñëw titre ko wala def ko ci turu baay boo xamante ne loolu day fekk ay nit a ko service yooyu ngeen di wax service technique yi mooy ñi ko yor mooy cadastre urbanisme jëm kaw ñoom ñooy joxe ay mais ñoom daanaka seen der setul ci mbir mi man Tivaouane Peulh laa dëkk chaque jour ay boo wàcc ñëw foofu maire day xëy rek dégg ne ay boo ñëw nag fii jëm ci kii boo yoo xamante xamoo fu mu jóge nit mu ne la am naa fi tant de suuf te boo vérifié jël ay coordonnées vérifié doo gis titre bi muy wax fan la nekk 13606 bi DP boobu noonu Tivaouane Peulh la ñëw ba dugg ci suuf Tivaouane Peulh te tey gars yi ñu ngi koy paccoo di ko joxe di ci jox ay nit ay bàyyi te waa dëkk bi ñu ngi foofu ñun ñoo ko moom waa Tivaouane Peulh ñoom moom foofu bañ ko bëggee def aéroport waa Tivaouane Peulh dañoo nangu ñu jël seen tool pour ñu def ko aéroport mais bu mu demee ba aéroport amatul léegi ñu jëlaat loolu di ko séddale ay nit yoo xamante ne ñoom li ñuy jël moomuñu ko ay nit ñoo ko moom waa Tivaouane Peulh ñoo ko moom loolu tamit il faut nit yi wax ci loolu jaay doole la suuf bi day jeex ndax foo jaay ay at su yàggee mu jeex foo mayee su yàggee mu jeex président Abdoulaye Wade ba mu ñëwee Tivaouane Peulh moo may foo ñu bëri jox leen ay titre foncier foofu may leen doole ñun président Macky Sall la ñu àndal yaakaar ci moom ñu ñaan ko ba mu ñëwee Tivaouane Peulh ñu ne ko jàppale ñu pour suñu coowal suuf dëgg la am na lu mu ci def ndax namara doole bi mu amoon foofu président Macky Sall moo tax loolu yëpp suuf boobu yëpp pël yi jotaat ndax global village mu ngi tàmbalee woon ci Tivaouane Peulh ba yegg hôtel Salim global village rek Abdoulaye Wade maye woon kon jàppoon nañu bu doon président Macky Sall toogaatul woon kon ne loolu yëpp Tivaouane Peulh dañ ko doon ñàkk mais ba tey dañu am ay titres yoo xam ne ay fictif la ay groupe nabi ay appuyé plan jaxaay yoo xam ne nga baal ma foofu laa bëgg nga teg sa baaraam parce que aussi bu ñu toogee ci plateau bi damay bëgg mu leer naññ foofu nga wax ne ñu bëri dañu am ay boo yoo xamante ne doo xam fu ñu ko jëlee te loolu ma nga ko woon ma nga Ndengeleer ma nga feneen da ngay gis tey ji ci ab pàkk bu ñu jox nit ñaar nit yor ay papier ku nekk génn say papier teg ci table bi mais boo yooyu ak service yi ngeen ci tudd aussi ban rôle lañ ci am waaw rôle yooyu seen responsable ci la bokk parce que soo demee ci service technique yi nekk ci suñu zone mooy Rufisque ñoom booy day xëy ñëw ci ñoom rek du ñu xam fan la jóge
mais soo demee exact ci terrain bi nga dem vérifier doo gis la ñuy wax foofu amul foofu parce que xam nga lan moo tax suuf dafa am ay sart yu ko nit di amee nit mënul nekk ci suufam ba pare moom ko papam dëkk moomoon ko ba pare mu donn ko ci maamam te xanaa kon li ñuy wax ci code bi ñu voté woon fii amul droit xaw ma coutumier xaw ma nan nit lu mu moom ay mbokkam moom ko léegi nga ñëw nga bëgg ko ëpp doole mais foofu war nañ fi leeral dara de waaw parce que aussi nit mën na nekk ci juddu ci dëkk ay maamam daan fa bay yor tool bi nangam état jug na ko xam nga loolu am na loo xamante ne ndono la mais état ci boppam bu bëggee nangam ay danaan domaine national la mbaam bu indi ay këyit teg xam naa saa waay dina ci ñëw bu baax waaw loolu xam naa ko parce que délibération bi ñu lay jox sax taxul yow ne yow yaa moom très bien droit yi ñu ci bind soo ko xoolee da nga xam ne yow yaa occupé suuf bi nekkul yaa ko moom voilà baay bi tamit moo ko wala bëgg mu leer pour ñu ñuy seetaan waaw baay bi tamit moo ko da nga ko luwee location la da ngay fay ok boo fayul ne tamit mën nañ la fa jële jox ko keneen mais li ñuy wax mooy su dee dañ ko topp ci yoon mooy maanaam soo duggee ci base de données xool suuf si nga xool Pikine rukk bii daal kenn moomu ko ab domaine national la léegi ma jël beneen nit ma def ko ci turam ñu génnee ko ñu jaay ko loolu noonu ma war a jeex ci Sénégal état bu ñëwee jël suuf bu dee day service Sénégal mooy maanaam am na projet boo xam ne jar na ko dafa am ay ndampaañ dafa am enquête kamado bi ñuy wax dañ koy enquête leeral loolu garab bu fa ñekk lu fi ñëw ñàkk nit yi ñu fay leen ko ñu xam ne lii état moo la ko xañ mais état xañ la ba pare jëlaat ay ñeneen nit yoo xam ne ay nit lañu comme yow jox leen ko ñu fay tabax ay immeuble loolu moo ci nekk injustice waaw loolu mooy loolu la ñuy wax jërëjëf Bass dinaa dikkaat ci yow mais wax nga aussi lu doy waar parce que day firndeel rek aussi jaay doole bi am Sénégal day firndeel aussi deal bi am Sénégal nañ ko waxte dee day firndeel aussi njuuj njaaj ci wàllum kii am naa doole ñi ci ëpp nag ñu baal ma waaye boo xoolee seen tour ñu ngi ci gouvernement bi toog ma ñëw ci vraiment Mouhamed Kébé moom bokk ci collectif ñi nekk fële ca kawoon yéen moom di daanaka wax ma tooñ waaye dañ leen toññar bi leen kon ma bàyyi dama bëgg nga dikkal ma ci lan mooy seen jafe-jafe foofu ca kawoon maa ngi lay gërëm di la sant suñu jafe-jafe maanaam bu ngeen may ma ñëw ci historique yu suñu cas mooy ñun dañu dëkk ci quartier boo xam ne alors état bi moo ko lotissé convenablement def fa courant def fa ndox lotissement bu gën a correct lotissement Kahone extension ci Sénégal amul d'ailleurs dafa nekk sax le plan est électronique. ok donc xam nga ne loolu du lotissement bu caaxaan. quartier bi nekk en face de la route nationale. numéro 1. foofu aussi convenez avec nous que ni du place bu ruqe. boo xam ne nit dafa ñëw rek di box-boxloo ba tabax fa. loolu yëpp amul. alors suñu cas daal moom mooy ñu ngi dëkk ci à côté de l'aérodrome de Kahone. zone bi ñu dëkk nag ba état ne moo ko moom tuddee ko titre foncier 29/17 moo encerclé l'aérodrome de Kahone qui date depuis le temps des colons. ok alors jamono di dem ba ci nguuru Ablaye Wade wi ñu déclassifier aérodrome bi ne dañ koy délocaliser parce que xajatul ci dëkk bi. ok parce que dañ fa bëggoon def projet aéroport ñu ne fii aéroport xaju fi parce que bi ñu jëlee les coordonnées géographiques dafay dem ba biir Kaolack sax ok xam nañ ne xaju fa ñu convenir avec les services techniques habilités ok ñu ne dañ koy délocaliser vers Mbadakhoune wala vers Latmingué de trouver 2 sites appropriés c'est sur la base de ces faits que l'État a cédé les terres à la mairie de Kahone mu morcelé tout le quartier tout le titre foncier 29/17 bi wër aérodrome bi yëpp ñu morcelé ko mu doon quartier yu normal def fa ay tali def fa tous les équipements sociaux mu jaar yoon alors nit ñi di jël di am ay attribution de titre foncier yi mairie di joxe di dem cadastre di régulariser di am ay nu mu tuddee ci ay autorisation de construction
am na ci ñu dugal sax ay demande de bail. maanaam voie normale voie illégale. voie légale tabax commencé tabax dëkk man dëkk naa fi 11 ans. 11 ans. 11 ans. alors ñeneen ñi commencé di dëkk di tabax ndànk-ndànk. vous voyez quartier dëkk buy commencé formé wu. Il y a toute une catégorie de personnes yu fa dëkk. allant du simple góorgóorlu ba ci ki gën a kawe y a des magistrats des policiers des forgerons des góorgóorlu ñëpp ñu fa dëkk. ndeysaan. alors ñu bàyyi loolu muy traîner di traîner ba le 1er novembre. le 1er décembre. alors le gouverneur et ses acolytes est venu ñëw dans le quartier. ànd ak DSCOS cadastre tous les services techniques de l'État. tous les services techniques régionaux de l'État. ñu ñëw ñu ne dañuy def porte à porte alors pour wax nit ñi ne leen fi ngeen dëkk. waru leen fi dëkk dañ koy toj. man je peux être témoin parce que man maa jógee fi ma doon liggéey ñëw vers 11h ñëw ba taxaw sama buntu kër juste ma gis leen ñu ñëw ma ne waaw lii lu xew. ñu ñëw gouverneur en personne taxaw ne ma kan moom kër gi ma ne ko man noo tudd Pape ma ne ko Pape Mamadou Kébé mu ne xam ngeen fii ngeen dëkk titre foncier 29 17 état bi la. da ngeen fii dëkk illégalement man xaw ma nu ngeen def sax ba dëkk fi vous vous rendez compte. ah bon xaw ma nu ngeen def sax ba dëkk fi. te boobu visite boobu yéegoo leen ko yéen. ma ne c'était in situ laa la wax. kenn musul ci yëg dara. alors mu ne DSCOS jox leen ko convocation DSCOS kosu convocation ma gis ñu ne veuillez apporter tous les papiers afférents à. kon ñoom lu ñu préparé la parce que dañu ñëw ànd ak DSCOS. oui. ak tous les services de l'urbanisme cadastre de police gendarmerie tout. alors terroriser la population. c'est grave. alors ñëw ne DSCOS jox leen ko sommation. sommation baa ngi nii ma gis xool ñu def vous avez érigé une construction sur l'emprise de l'aérodrome de Kaolack alors veuillez libérer lieu sans délai. alors on était mardi. mercredi ñu dem fay mu teg ko mu xool ko bu ko defee. sommation baa ngi nii la sommation sans délai. alors mercredi soir ñu dem taseeg le préfet. mu confirmer li gouverneur wax. mais vous avez occupé illégalement le domaine de l'État. da ngeen fiy jógee. ñu ne ko kañ. mu ne mënul wax kañ lay doon. en tout cas c'est sans délai. préparer leen seen. vraiment alors daaw si lii man. ñu acculé ko mu ne léegi il va nous revenir bu gisee gouverneur ci guddi. c'était le mercredi. ok jeudi 7 heures du matin les services de l'eau et de l'électricité dañu ñëw di buddi compteur yi courant bi ak ndox yi. buddi non loolu moom. 7 heures te boobu yéen a ngi ci kër yi. ñu ngi ci kër yi 8 heures. kenn joxagu leen ne leen. dara ngeen di génn. engins yi commencé. mais ça loolu c'est du banditisme quand même. moo tax ma ne leen c'est un déguerpissement criminel qu'on a subi. c'est ça qu'on a subi. alors l'autorité quand il a fait ça le soir mu ne alors ñoom joxoon nañ leen waxoon naa préfet. mu dem waxtaan ak ñoom il y a 6 mois. ba voilà waxoon leen da ngeen fiy jógee ku ci nekk dem na ci sa kër waxtaan ak moom ñoom koy xanaa dañoo siisu rek moo tax nangam ak nangam. c'est grave et ça c'est musul am. moom le préfet en personne moo wax loolu nga ne. le gouverneur en personne mu ne yónni woon na préfet. mu def liggéey bi ñu def ñoom keroog. il y a 6 mois. te keroog lañ ko def. au vu aussi de tout le monde. le premier le 2 le 3 7 heures du matin ñu commencé ñu rajaxe suñuy kër. lii de lañ subir. rajaxe comment. rajaxe daane démolir ay bulldozer ay pocolin di cokkati di sànni. le jeudi sans courant sans électricité sans eau les familles ont dormi à la belle étoile. ci seen i kaw ëmb. vraiment Mamadou Kébé ci seen i kaw ëmb. aussi vraiment am na loo xamante ne vraiment neexoon la dugal ci bopp. quand même naka ngay ñëwee fekk famille ay pères de famille nekk seen kër ak seen njaboot sans délai sans aussi notification ni rien ba pare jël sos aussi teg ci ba pare ñëw bëgg daaneel seen kër yi noonu. amul bëgg a daaneel seen kër yi noonu waaw. daaneel ça s'est passé comme ça. amul naneen nu mu demee dundul nii ñun daal injustice bii la ñu subir. alors bi lii fi amee nag nee naa leen lii mënul jógee ci autorité bu mag bi à savoir le président. parce que xam nañu mode de déguerpissement bu nekk gis nañ ko fi. mais nit ki da nga koy indemniser ba pare jox ko délai
ne ko demal mu siisu nga toj këram sax au moins. absolument. loolu gis nañ ko mais sunu lii. bu fekkee Macky Sall il est de Kaolack. il est de Fatick il a étudié à Kaolack. xam na li xew foofu yëpp. moi je ne pense pas que mu cautionner ce fait. parce que nag dafay am yoo xam ne nii ci biir maanaam kilifteef yi. yoo xam ne maanaam il prête le flanc. supposons kii. il a prêté le flanc de l'État par rapport à la population. à vrai dire. man ba léegi mënuma gëm ne lii alors lu Macky Sall def la parce que en âme et conscience on l'a trompé sur des renseignements. sur ce dossier. sur ce dossier. bu fekkee moo joxe l'aval. on l'a trompé sur ce dossier. parce que nag aéroport. mais bi ñu tojee seen kër fan ngeen jëm ak njaboot gi. mais c'était le sauve-qui-peut. ñii dañ leen abal ay poulailler yu ñu raxas ñii delluwaat ci seen kër famille yi nga xam ne ni alors dañoo góorgóorloon ba jógee fa céder la place à leur frère bala seen i kii delluwaat fa. ñi nga xam ne dañoo góorgóorloon ci àll bi bay ba yàlla may leen dara ñu ñëw ci taax yi alors installé wu fa dañoo delluwaat ci seen. mais amul aussi ndàmpaay bu ñu leen jox amuñu dara lu ñu teg seen loxo. ma ne wax sax amaguñ ko ci ñoom. wax ju neex wax le 3 ba léegi. bañ rajaxee kër yi ba léegi wax sax amaguñ ko ci ñoom. muñ leen dinañ leen def nangam wala nangam loolu sax amaguñ ko ci ñoom. kon daal li ngeen investir foofu ak lépp yàq lépp rajaxe nañ ko alors maintenant les familles sont démunies. alors ñii dellu nañ fi ñu jóge woon ñii ñu ngi waat di louer munoo. ñenn ñi torox. parce que alors. boo dafa am ay conséquences nga baal ma. fa am ay conséquences bëri na tey les dislocations familiales njaboot gu tasaaroo bëri na tey ji ñoo xamante ne dañ ci jëlee problème psychologique parce que am na ñoo xamante ne duñ ko gëm dañu dof psychologique bëri na ñoo xamante ne seen sëy tas na ci psychologique kon nag je pense que loolu état war na ci bàyyi xel bu baax ndax xam président moo ko waxal boppam. yow dafa mel da nga fekkee mbir yi yaa une personne. ba léegi daf naan non c'est pas possible loolu rek lay wax kooku xam nga ne déjà il a des problèmes psychologiques. c'est grave. non c'est pas possible loolu rek lay wax mais mënuloo xam réellement ce que nous sommes en train d'endurer. mënoo ko da nga koy imaginer rek mais mënoo ko xam. le tort et le préjudice qu'on nous a fait subir. illégalement injustement. mënoo imaginer nu mu méttee. ci ñun. ndeysaan mbokk yi gis ngeen. li Sénégal di dund gis ngeen aussi jafe-jafe yi am ci wàllu suuf gis ngeen tey ji naqar ak tiis bi père de famille du dund bi may ñëw sànq waa Rufisque dañ ma woo boo xam ñoom tamit seen jafe-jafe am na foo gox boo xamante ne foofu aussi dañ démolir seen kër yi fi nga xamante ne aussi fa la TGV lañ koy tuddee xaw ma train express régional bi war a jaar TER boo xamante ne booba léegi TER seegul kenn ñu jëkkati ay famille foofu mais ba léegi ay jafe-jafe am ci kon je pense que ne tey jii Sénégal moo sëngéem ci jafe-jafe bii muy lu doy waar mais damay ñëw ci Mballo dama bëgg nga leeral Sénégalais yi parce que aussi bu ñu toogee fi bëgg nañ lu bëree leer ci bopp askan wi mooy lan mooy titre foncier lan mooy bail lan mooy délibération nit ñi xam parce que souvent ñu baal ma mais ñi yor maire yeeg yooyu des fois ñu këmb kàcc ci teg ci dil jaay terrain ñaari nit jox kii kayit bi maanaam souvent dañuy nax askan bi ci yu mel noonu ay domaine ak cadastre rek yenn yi je pense que loolu war nañ ko leeral Sénégal mu bëgg nga leeral ma loolu. waaw jërëjëf. sëñ Mboup. ak sa appréhension aussi ci li ñuy dund aussi. ok titre foncier. dafa nekk benn document administratif la. bu service des domaines jox koo xamante ne. dafa am suuf. titre foncier mooy document administratif bu gën a wóor ci document yi. daf lay jox ay droit réel droit boo xamante ne kenn du ko mën a contester. même nguur gi même état su ko bëggee nangu. da lay indemnisation boo xamante ne da lay mën a permettre. nga mën a def lu toll. li nga def ci titre foncier mooy wane ne. yow yaa ko moom yaa am sañ-sañ ci foofu te keneen moomu ko. keneen moomu ko. te tegal sa baaraam. mooy yéen waa Kahone est-ce que amoon ngeen titre foncier. titre foncier. waaw même bu fekkoon da nga ko am. bu état soxlaa. waaw daf koy jël. ok mais am ngeen ko wala amoo leen ko. non ñun ay
lii lañ am acte administratif yi nga xam ne nii c'est la base bi kii bi mairie di joxe ok pour nga mun ci am acte administratif yi ok moom la mairie yi di joxe kii ngay am pour mun a sukkandiku dem ba am baay ba am baay donc lii dara gënu ko légal d'accord dinaa mais convenu avec leerul rek parce que dama bëgg lu mu leer dama bëgg mu am lu mu leer voilà continue waaw dama bëgg ñëw rek ci kawoon waaw yéen da ngeen wax ne ci titre foncier état ngeen nekk ok ça veut dire que suuf soosu ci domaine privé état bi la nekk kon état bi moo ko moom su fekkente ne nit ñu ngi fa état bi dakaa bëgg c'est-à-dire nit ñi sax war ñu fa nekk parce que suñu fi nekkee xanaa état bi day morceler titre foncier boobu jox ko ñi fa nekk c'est ce qu'il a fait c'est ce que l'état a fait loolu la ñuy wax kon morcellement ñooñu war nañ am titre soit war nañ am bail parce que ci biir domaine privé de l'état bi ñaari titre ñoo fa mën a nekk baay a ngi nii soit ñu am fa bail am ngeen bail am na ñu am bail soit ñu am fa bail wala ñu am fa ay titre foncier dans les deux cas nguur gi su ko buggee nangu parce que mën na ko nangu mën nga toujours invoquer des motifs d'utilité publique nguur gi mën na ko nangu mais su ko naree nangu ba nga naa nga leeral foofu luy bail xam ñëpp am nañ ndey ak bail mais bail boobu waxuñu ko dama bëgg bail bi ñuy wax ci wàllum suuf Sénégal yi xam luy bail bail mooy location c'est-à-dire te bail ci domaine privé de l'état bi rek la mën a am maanaam état bi am na moom suuf ok titré na ko def na ko ci turam mais yow monsieur Mboup boo buggee suuf soosu mën nga bind laaj nguur gi mu loué la une partie ci domaine boobu ok moomu goo ko kon moomu goo ko da nga koy loué kon bail c'est différent de ak titre foncier c'est différent de titre foncier titre foncier c'est définitif et inattaquable ok yaa ko moom bail dafa am durée am na bail bu ñuy wax bail ordinaire ak bail emphytéotique bail ordinaire bi mooy dem ba 20 bail emphytéotique bi mooy dem ba 50 ans ok avec la possibilité de renouveler boo ko amee di nga mën a nekk ci biir dëkk am nga fa sañ-sañ ba 25 ans ba 25 ans su fekkente ne loolu nga d'accord ak nguur gi su fekkente ne loolu nga d'accord ak état bi loolu tamit bail bi permettre na la boo ko amee boo amee bail bi boo nekkee ci terrain bi jusqu'à un certain moment mun nga laaj état bi mu defal la titre foncier c'est-à-dire mun nga jóge ci bail bi dem ci titre foncier ba nooy jógee ci bail dem ci titre foncier da ngay bind service des domaines laaj leen wax leen yow da ngaa bëgg léegi ñu defal la sa bail bi ñu transformer la ko en titre foncier après administration bi déclencher procédure boobu nga fay li nga nar a fay procédure bi jaar yoonam après su ko defee yow nga am sa titre foncier mais bail munoo ko am ci suuf domaine national bi maanaam boo waxee délibération boo waxee domaine national ñi xam non c'est important domaine national délibération rek nga fa mën a am luy délibération benn document administratif la boo xamante ne commune bi conseil municipal bi moo la koy jox boobu conseil bi dañoo réunir constater sa demande bi parce que nit ki da ngay bind commune bi nee leen man damaa bëgg suuf bi ngeen defal ma ko sama tur après conseil municipal bi dépêché seen commission domaniale bi ñu dem constater suuf bi ngay wax ñu defal la ko ci sa tur constater suuf soosu yow yaa koy jëfandikoo te amul contestation derrière boo amul contestation derrière dañuy après ñëw woo conseil municipal bi délibéré def suuf soosu ci sa tur délibération boobu mayu la nga loué suuf soosu mayu la tamit nga jaay suuf soosu maanaam mun nga sa tabax mun nga laaj peut-être une délibération à usage d'habitation su fekkente ne loolu la mun nañ la jox délibération boobu léegi soo buggee yow am ay documents administratifs délibération boobu nga baal ma pour leeral rek délibération boobu dafa am loo war a jox moyennant une somme boo war a jox teg ci table bi ñu def la délibération wala dafa war a nekk gratuité c'est gratuit gis nga domaine national domaine national dafa am ay principe yoo xamante ne principe yooyu ñoo ko gouverner te principe bu njëkk bi mooy gratuité bi
suufu domaine national bi dafa gratuit. mais c'est-à-dire munoo yow. damay ñëw ci dama lay dog foofu ñëw ci kii mais délibération boobu ñu wax est-ce que ni ñu ko waxee noonu ak gratuité moo am man dul man bon je sais pas. da ngay fay quittance ba. en tout cas moom moo am li ngay fay moom mooy quittance pour ay frais de bornage yeeg yooyu noonu. kese bon ay 30 000 lay nekk wala ay 25 000 mais mën na varier selon les zones. mais amul lu ñuy fay officiellement. man la voilà. foofu laa bëgg ñëw parce que gis nga aussi dama bëgg ñëw foofu. officiellement bi ñuy wax parce que aussi souvent sénégalais dañuy am jafe-jafe ci côté boobu ñaan nga suuf ne man maa ngi nii Tivaouane Peulh wala maa ngi jas wala maa ngi nangam bëgg naa fi suuf. am délibération mais délibération boobu est-ce que ça à titre d'habitation maanaam pour dëkkuwaay parce que koy ñaan suuf da nga cay dëkk wala ngay bay te am na foo xamante ne doo fa bay ndax dëkkuwaay la. léegi foofu nga laaj suuf ba ñu jox délibération est-ce que ça pour que ne yaa ko moom. est-ce que aussi buñ la koy jox li état wax charte ba mu teg ne gratuité boobu mu insister ci est-ce que mi ngi am parce que gis naa ñuy xamante ne fa mu toll noonu da ngay joxe nangam ñu jox la. waaw xam nga délibération moom mënoo ko am ci lañ koy waxee ak nu muy dem di nekk benn parce que foog nga fay quittance bi. ça dépend tamit ci surface bi ngay am. parce que surface 150 mètres carrés mënoo ko def dimension ak 1 hectare. te lépp délibération la. usage de habitation ak agricole dafa am. sart yi ngay fayee bokkul. mais bu dee tey benn terrain bu 150 mètres carrés pour sama kër. minimum la ma ciy fayee warul passer 50 000. normalement ci li ñuy wax. mais ça dépend mairie bu nekk tamit ni muy doxee. parce que bari waa na tey boo laajoon nit délibération 150 mètres carrés mu ne ñàkk naa 200 000. mën na am geneen mu ne la nakk naay 100 000. kon am na waaw kon mu ngi noonu. benn attestation pour bàyyi 250 000 francs. voilà. mais c'est normal est-ce que. waaw 250 000 francs est-ce que li jaar noonu tamit. léegi moom kii ñoom comme sama papa bi li mu wax sànq. dafa am lu mu bëri lu mu wundu. kon sànq expliqué naa ko ci cas Ndingler bi. comme ñoom est-ce que foofu noonu. amoon na autorisation de lotir. est-ce que nekkoon na tamit boo xam ne titre boo xamante ne xam nga titre état boo ci dëkkee. da ngay dem demander bail pour ñu mën la fa def jox bail. mooy tax nga gën a légal mooy gën nga ñëw ci biir titre wala ci biir bail bi yow nga nekk fa ñoom mën nañ dem jox ko keneen. kooku mooy dem porter dossier bi pour ñu jëlee la foofu. loolu yëpp tamit wóoruma ndax sama papa yi def nañ ko mais déjà ñoom dëkk nañ te titre état la kon kenn waru leen fa woon jële ndax ñoom ñii ñooy état mooy nit yi fa dëkk. ñooñu noonu defaguñ dara mënoon leen transfert yóbbu leen fenn bàyyi fi ñii ñu dëkk ndax seen njaboot. dañu war a bàyyi kii toj. toj moom ci réew mi dañ ko war a bàyyi ndax réew ju néew ju doole lañ nekk. te benn feebar mu ngi fi nekk. xool nit yi nekk ci biir feebar corona. nit yi rey nit yi génn ñu démolir ay kër nit ba pare man Tivaouane Peulh actuellement nii. am na si ñoo xamante ñu ngi ci ay mbaar fa la ñu fanaan. bàyyi li nga wax billaay wallaay sama diggante ak yàlla. mais fan ci Tivaouane Peulh mooy Cyprès fi mu démolir fan yële passé. mooy victime yi fi mu nekkoon am na si ñoo xamante ne. ñu parce que ñoom def nañu délégation ñëw Walfadjri ñaxtu ko. président mu ne le 8 da leen wax na ko kii ci journal. mais dinañ leen jox 20 hectares ci pôle Lac Rose bi. mais tey am na ay victimes yu fa nekk. victime am na ñoo xamante ne seen yoon ci 20 hectares yi temps yi Cyprès ba mu fi ñëwee daaneel na seen kër ñu ngi ci ay mbaar. du dëgg victime yi président jàppale na leen mais ñooñu tamit na jamono ji sedd bi fanaan ci mbaar bërki dem ba ñii dem nañ def fa reportage lu leer naa ñëw soo fa demee caméra dina ko wan te am na koo xamante ne mu ngi ñëw indi fa 7 hectares yàggul dara benn kii boo xam ne mu ne am na fa 7 hectares ci benn côté boo xam ne mun ko nekk parce que boo existé wul foofu mooy ci li ma doon wax sànq kooku lan la promoteur wala lan la an kay kooku kay xam fu mu jógee parce que affaire yi moom li ñuy wax rek sikki ma lakkandoo foo dem ñii ñu ngi jooy man la ma doon jooy Tivaouane Peulh li ma dégg fii génn sax ub sama bopp parce que ñii tamit ak ni ma expliqué fekk ay doomu aadama seen biir buddi seen kontóor ak ndox te xam ne jullit war a nekk ak ndox nekk ci jamonoy feebar ba pat demal leen toj seen kër seen njaboot loolu dafa war a jeex man président Macky Sall laa àndal moom lay jàppale saa su nekk mooy sama président mais loolu dafa war a jeex dañ ci war a taxaw ñun ñëpp président jàppale ñi ànd ak moom tamit jàppale population bi ndax kenn maire moo nekk première autorité boo xam ne moo occupé ci mais naaj ñëw ci sànq parce que leeral yi foog dafa am importance kii li muy leeral pour la compréhension de tout le monde et surtout de nos téléspectateurs qui nous suivent xam nga li am solo mooy maanaam coowal suuf ak aussi jaay doole parce que bëgg naa mu feeñ ci plateau bi aussi buñ fi ñëw rek par exemple di raay ma ni nangam non jaay doole ak càcc bi ci bi am parce que ña koy am yëpp ak ña koy def ay ndombal tànk lañu wala mu nekk ñoo xamante ne ay entreprise yu am doole étrangère ñëw nangu suufu baykat yi nga xamante ne moom ci la ñuy dund ci la ñu yaakaar lu doy war la
yéen voilà parce que yéen aussi bëgg naa mu dikk avant may ñëw ci waaw. dëgg la parce que cas kawoon bi. man li ma jàpp c'est que dafa am ay paramètres yoo xamante ne peut-être ñun amuñu ko wala ñii tamit amuñu ko. parce que dans un état de droit. expropriation dafa loi da koy organiser. dafa am une loi bu ñu wax la loi 76/67. buy organiser l'expropriation pour cause d'utilité publique. te expropriation boobu dafa am ay procédures. dafa am ay procédures normales. ak ay procédures d'urgence. mais ñaari procédures yooyu yëpp amul benn procédure boo xamante ne. dafa may état nguur gi. possibilité wala doole mu ñëw tey aviser leen suba wala ginnaaw suba mu. ànd ak bulldozer voilà mu kii mu. jamo bi mais bu ko loi mayee est-ce que tamit ngor war na ko mën a may njaboot ju amul fu mu jëm nga toj seen kër génne leen noonu. non moom daf ne est loi sax warul may loolu. loi bi wax. loi man warul may loolu. parce que pour revenir ci document yi nga xam ne nii en matière d'expropriation. nit ñi des fois ñi lay toroxal dañ ciy wéeru. di la distraire. dama ne la même bu fekkoon ne da nga yor titre foncier boo xam ne état bi moo la ko jox en bonne et due forme. bu soxlaa suufam daf koy jël. mais da lay dédommager. mais seen problème yéen mooy. mais ñun suñu problème mooy kenn dédommagé wuñu. mais est-ce que amoon ngeen. kenn yëgaluñu dara. est-ce que amoon ngeen titre foncier. moom laa lay wax ma ne la même bu fekkoon ne am nañ ko. sax bu soxlaa day jël. pour te dire que kayit bu valable ak bu valable. amu fa yoon fii. doy na waar état bu soxla na. nga am kayit bu ñu falsifié. nga am kayit bu valable ak. nga ñàkk ko am daf koy jël. mais du ko jëlee nii daf la war a dédommager. absolument surtout que bu demee nii ma wax la nga xam ne tous les services de l'État bëgg naa ngeen jàpp ci tous les services de l'État alors kayit yi ma lay wan tous les services de l'État ñoo mais bàyyi munoo ko am te demuloo domaine demuloo cadastre demuloo préfet signé ko mairie signé ko. titre foncier bii ñuy wax kenn ku fa am bàyyi rek ça veut dire que titre foncier ba alors ñëpp war nañoo mën a am bàyyi. war nañoo am titre foncier. moo tax xaaral ma ñëw te titre foncier boobu ñuy wax 29/17 boobu. 5 quartiers. 5 quartiers ñoom lañ fa érigé fi mu nekk nii. bu ngeen xamee Kaolack. Fass Kahone. Kanda Amadou Dia. Kahone extension 1. Kahone extension 2. ak yeneen ñaari quartiers yu ma xamul 5 quartiers yoo xam ne ni ñu ngi ci titre lii ñu naan titre foncier bi la ak ñun suñ quartier ba. doy na waar nañ ci ñëw Daouda. nga mas affaire yi amul ay gis nga dans ce pays li fi am mooy mafia du foncier. mafia boobu noonu. yenn politiciens yi la. yenn agent de l'administration yi la. bu ma nee agent de l'administration sous-préfet yeeg. préfet yeeg yenn gouverneurs yeeg parce que fu lotissement am ñoom dañ leen di daggal terrain looloo am quoi. bu ñu ko raayal booy xool seen patrimoine. bu ñuy xool seen patrimoine. li ci nekk foncier da ngay xool fi ñu jaar yëpp nekk seen ay lieux d'affectation. bu dul ñëpp tam ñu ci ëpp loolu moom moo am quoi parce que ñun on a fait l'intérieur du pays. et que également dañuy jot ay population yoo xamante ni elles sont dans le désarroi ndaxte dañoo nangu seen ay suuf def fa ay lotissement yoo xamante ni dañu séddale waat affaire beneen séddale muy séddale bukki ak administration bii nga xamante ni moom mooy ay impôt domaine ay cadastre ak et cetera parce que lépp luy am ñoom ñoo ko yoon gis nga li Aliou Sall maire Guédiawaye di wax tontu président bi président di wax naan maire yi ñoom lu bëri ci scandale yi am ci foncier bi seen loxo mi ngi ci mu ne ko bàyyil maire yi te nga wax ak waa administration bi ñaar yëpp dëgg la c'est une mafia du foncier ndaxte booy xool tey jëlal littoralu Dakar bii nii ña fa am ay kër tabax fa nga yaakaar ne ay baadoolo lañ nga yaakaar ne yow wala man mën nañ fa dem am fa ay suuf ñi fa am ay moo ñuy tuddee borom barke ndaxte dañoo bokk ci pouvoir yi fi nekkoon muy pouvoiru Senghor wala pouvoir Abdou Diouf wala pouvoir Abdoulaye Wade wala pouvoiru Macky Sall wala bokk ñu nekk ay hommes d'affaires yoo xamante ni dañoo bokk ci ñoom ñu nekkal leen mën na nekkal ci di leen jàppale financement par rapport ak seen ay ci politique ay affaires yooyu noonu bu ñu faloo am nuñ leen taxawoo fii loolu moom moo fi am bu ko defee nag parce que nga baal ma mais baadoole yi ñoom littoral bi ma dégg côté Guédiawaye jàpp fële Malika ba côté yooyu yëpp xam nga kii dafa tudd sànq la loi 76/65 bi nga xamante ni c'était sous Senghor Senghor da ko jëloon aussi pour renforcer
la loi du 15 avril 1952 bi nga xam gouvernement colonial bi daf ko jëloon ne bi ñu tuddee la Niayes de Pikine ñu naan le poumon vert de la presqu'île du Cap-Vert foofu c'est une zone non aedificandi maanaam kenn waru faa tabax wala bu ñu koy aménager également comme ni nga ko waxee sànq mënu nekk ay aménagement yoo xam dafay nekk en contradiction avec les fonctions de la zone zone boobu noonu dafa nekk lieu de ponte ay 300 et quelques espèces d'oiseaux yoo xam dañ fay ñëw di fa nen di fa reproduire ba pare itam am fonction économique avec les activités maraîchères yi nga xam ñoom ñoo fa am activité kii du koy fonction écologique ak environnementale ndaxte Dakar foofu lay noyyee ak parc zoologique c'est le poumon vert de Dakar waaye bi ñu demee ba 1982 mooy li ma lay wax rek la mafia du foncier Abdou Diouf moo jël un décret 82 397 moom moo jël abrogé yeneen dispositions réglementaires ak législatives yi nga xam ñoo doon protéger zone bi jël ay promoteurs immobiliers jox leen fa ay parcelles de terre ci la ñu rembalayé sëkk defal cité impôt et domaine ci la ñu rembalayé defal cité El Amal ci la ñu rembalayé defal cité Soprim ci la ñu rembalayé defal tamit lii di cité Faye Sall dem ba mu yàgg en 96 ñu tabax fa technopole bi ba tax ñuy tuddee zone boobu noonu technopole def fi le centre d'épuration technique de Cambérène bi ñu demee ba su Wade Aliou Sow moo leen aaloon fële golf bi nekkoon ba ñu tuddee quartier foofu noonu golf booy dem parcelle ñu jël ko mu def ko cité ñu ñëw rembalé waat ci Niayes de Pikine bi def fa un terrain de golf de 18 trous jamono di dox ba mu yàgg dañu xëy rek préfet bi ñëw taxaw ak ay forces de l'ordre toolu baykat yi maraîchers yi ñu commencé ko jaxase baykat yi jàpp seen loxo di yuuxu ñu ne leen Serigne Mboup moo ko moom parce que moom lañ jox fi 8 hectares nga naan déeta waaye Baragay Clean Oil affaire yi amul raayal quoi Baragay man kay dama bëgg mu leer ñëpp ay borom barke lañ ñooñu nekk ay sénégalais li ci dëkk bi buñ koy indee fii Baragay Clean Oil moom itam ñëw jël fa ndandi foy ay ñu ci tudd ay Kumba Gawla Seck ak ñeneen ñu topp di ko xeex dans le cadre de la plateforme préservons la Niayes de Pikine parce que Niayes da doon disparaître sous le béton te c'est une zone non aedificandi kenn waru faa tabax ci le 9 avril bii di passé 2019 ci le président 2019 ci le président Macky Sall jël benn décret classé Niayes bi comme réserve naturelle ba pare jël la direction des aires marines communautaires protégées yóbbu leen foofu noonu ñoom ñoo koy garder fi mu ne nii ñu exproprier ñoom ñi fa jëloon suuf yëpp ba tey jii tey boo demee am na matériel Serigne bu boo xam ne dañ ko fa saisir ndaxte li tax ñu saisir ko moom mooy nuitamment lañ ñëw malgré décret bi bëgg continuer ñoom teg loxo ci kii bi mu noonu mu amee foofu noonu nag feneen fu mu mënti doon doo mën nga bañ a xam lan moo nekk ci ginnaaw mais lu nekk ci ginnaaw du lenn lu dul une mafia du foncier ay ñoo xam ne dañoo am doole te leen may doole du lenn lu dul dañoo bokk pouvoir bi wala boog ñu jege pouvoir bi wala ñu nekk ay businessman ay homme d'affaires yoo xam am nañ xaalis pour mën a graisser la grande corruption bi ñuy wax au niveau de l'administration ñuy ñëw di avaliser ay affaires yoo xamante nii di defar ay bail di defar ay kii nii moom laa lay wax nii nga naan accusation su ma la déggee loolu moom Ibrahima Khalil Fall na dem porter de plainte xam nga la laa lay yëgal sànq sa réalisateur mën na ko indiwaat na image u hangar boobu ma lay wax sa réalisateur mën na ko indiwaat hangar boobu noonu boo mën a indi hangar bi ñu gis ko fi képp kuy duggee Pikine ñëw ci armée yi nii hangar bi contre peinture bu verte la yaakaar naa ne moom moo tiim lii di cimetière yi li ngi occupé une superficie de 2818 moo nekk une superficie de 2818 mètres carrés tiim armée yi boobu fekk na waa Pikine bu ñëwee di rob seen ay way dawlu amuñ fi ñu leen denc parce que armée yi fees na te buñ siggéey jàkkaaroo hangar boobu noonu mu nekk saaga ci waa Pikine ginnaaw loolu tamit ñeneen ñoo xamante ni dem nañ lijjanti ba am fa ay autorisation d'occuper ñii jël ay 2 hectares ñii jël ay 1 hectare extra mais ñooñu tabaxaguñ lu ñu mën a gis mais ñun def nañ suñu ay gëstu tey boo demoon domaine bu Pikine wala cadastre nga bëgg ñu jox la li nga xamante ni moom mooy kiiwu zone bi duñ la ko jox parce que xam nañ ne dafa bëri ay mbuxuma ba suñu maas gi ñun nga baal ma ci mbuxum yooyu dañ ci tudd domaine tudd ci ay administration bi la administration bi ñoom parce que ñoom rek ñoo mën a yoonal loolu noonu ni ñu koy yoonalee nag sax bu doon dafay jaar yoon waaye dafa am nu muy demee tey boo doon tudd ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa teg loxo teg fa am ay suuf yàlla xam na ne di nga fa dégg ñu tural ay tur ñi ñu tudde ay kilifa mën na nekk ay autorité administrative mën na nekk xanaa autorité domaine wala cadastre ñoom ñëpp de ndaxte ñoom ñooy séddale nag bi mais séddale bukki lañ koy séddale bii bukki bii njuur bii sàmba bii ki bàyyam deewoon daaw bu ko defee baadoolee nag ñoom ñu nangu li ñu yor xam nga li ci doy waar mooy da ngay gis ku nekk ci mbirum suuf lor askan wi ñu naan la sa ndey ko liggéey koo xamante ne day jël génn baadoole yi nangu seen suuf nangu suufas baykat yi boo paree gars yi tëggal lay tama naan la sa ndey ko liggéey maam sàcc la
Dia sàcc la jur non dafa doy waar. mais benn question lay posé mooy fan la jëm fan la baadoole bi jëm bu fekkee tey jii baadoole bi nga xamante ne 50 000 lay am par weer wala 100 000 lay am par weer wala 150 000 wala daanaka day jóg di taxale di daanu di nekk ci location ñu war a xool fu mu dëkk waaye dafa mel ni réew mi ay borom barke rek ñoo war a am suuf comme ni ko daaw di waxee mais je pense que dëgg ju wér péng loolu moom moo am amul raay loolu moom moo am en réalité nga xam ñu nekk ci ginnaaw ak nga bañ a xam nekk ci ginnaaw c'est une mafia boo xamante ni ay borom barke ni ne da tuddee bu dee looloy barke yàlla mu am barke loolu moom mooy ñooñu ñoom ñoo nekk ci ginnaaw nga bañ ragal leen a tudd ak nga bañ leen a ragal a tudd quoi bu dee mais bu dee dëgg rek la ñuy wax c'est cette mafia là du foncier moom moo indi problème yi yëpp sama question waaw fan la baadoole bi jëm baadoole kay fu mu jëm xaw moo ko ndax baadoole yëpp léegi dab nañ seen doole rey nañ leen bañ dee léegi lii sama xarit bi wax Daawda boo jëlee kii bi yoon bi fii xool baadoole amul foofu wàll baadoole bu fa amoon tey yóbbu nañ ko day su moytu ñibbi na beneen dëkk wala ma dem mais tey ay nit yu am doole ñoom ñoo fa nekk loolu yëpp jaay doole kese la gis nga suuf si ñi ko moomoon depuis ci seen cosaan ñoom ñoo ko moom te man pour man Pikine amatul loolu ñuy tudd nii sax pour man jeexoon na bu yàgg hectares yi Daawda di tudd nii pour man amatul woon sax Pikine mais gis nga dafa am loo xamante ne ñun ñëpp ñoo ko gën a xam nit ki mënoo nekk sa bureau yor sa tiim sa ordinateur di régulariser ay kayit di génnee ay bail di génnee ay titre foncier te demoo sur le terrain bari waa na tey liñ lay woon ci kii bi mooy ci vérification bi pour ñoom xam nga yow suuf Sénégal yëpp ñoom yor nañu seen kii bi tey dama war a joxe bail ci Tivaouane Peulh su ko ma dugal site boobu xool ne fii domaine national la mais déjà ba nga koy defal ay bay nikaat yee génn régulariser ak yooyu fekk na am na ñu fa dëkk ba tey tabax ba dëkk yor seen délibération léegi nga defaat titre bi ba mu génn ba mu taxaw nga ñëw impose yóbbu ko descos mu ñëw couvrir la nga ñëw démolir kër jàmbur te yaakaar naa délibération lu muy nekk bañ a nekk droit bu am doole sax mais autorités yi ñoo la ko jox pour nga rester foofu nekk ci suuf si tey balaa ñu la ko jëlee fa dañ la war désaffecté feneen def enquête ba xam loolu yëpp duñ ko respecté da ngay xëy rek gis ko yor titre foncier comme ñi fa ñëw Tivaouane Peulh madame Samb ku tudd madame Samb ñëw na fa depuis ay 2017 démolir fa ay kër mujjul fenn groupe na bi muy foofu occupé kii boo xam ne ay hectares 51 hectares yi ñuy wax kii appuyé plan Jaxaay 51 hectares mu ngi xeex ak dëkk bi chaque jour ñuy jàpp poli yi di tëj guddi ak bëccëg te appuyé plan Jaxaay moo ko taxoon jóg appuyé plan Jaxaay mooy dimbali ñu nekkoon ci ndox mi te appuyé plan Jaxaay boobu ñoom dañ ko yor di dagg di jaay ñu ngi koy yor di dagg di jaay nit ñi ñu ngi koy seetaan te Tivaouane Peulh amul ay armeel ñi dal ñi ñun loolu moo ñu dal ñun suñu armeel fees na parce que cité Daaru Salaam amul armeel cité kii Tawfeex amul armeel cité Namora amul armeel cité Apis amul armeel dëkk yooyu yëpp ñëw nañ toxu si ci côté Tivaouane Peulh ak yi ma tuddul tey ñooñu yëpp seen néew tey bu demee kuy suul foofu ngay suul léegi amatuñ foofu fees na te ñun mënuñu am filao yeeg yooyu yëpp ñu si gën a bari ay autorité ñooy dem di occupe foofu di def loolu métti na wax dëgg yàlla li dal ñii moo dal Sénégal yëpp kon loolu daal luñ ci autorités yi mën a dimbali ñu dimbali ñu si ndax weesoogul kii li muy laaj ñii li ñu ñoom Daawda li ñu laaj weesoogul ndax terrain bàyyi nga ñëw ci mafia bi Daawda wax aussi waaw mafia bi loolu wax naa ko si njalbeen bi wax naa ko xam nga sa suuf dafa am ay promoteur immobilier ngeen waaw promoteur immobilier ñun dañuy liggéey ci wàllub suuf ku am sa tool nga moom ko nga ne dañ ci bëgg a def lotissement ñooy ànd ceeg ak service technique ak ñi nga xamante ne ñoo ci war a dox ñu vérifier ba lépp normal suñ ko defee ñun ñu am luñ ci am yow am loo ci am su leerul ñu vérifier ne dafa am titre foncier ndax ñeneen ni tamit ñu ngi ñëw jël suuf xam ne fii titre foncier la ba pare nga ñëw jënd ko ba pare tabax ci ba pare di xëccoo ëllëg ñëw toj fekk tamit loolu tamit yow yaa def erreur bi cas de Ndingler bi dem ciy wax saa su ne xam nga Ndingler dañu ne Pape Ngom am na fa ay hectares yooyu noonu man gisuma décret buñ ko defal bu président Macky Sall wala keneen mu ne moom may suuf man ñeneen yi ma gis yëpp ay décret la ñu yor kon kii kooku noonu borom Ndingler boobu ñoom moom nan la def ba am foofu kon it moom am na ñu mu gisante ci biir dëkk bi foofu ba ñu ànd ak moom mu mën a am foofu ay suuf ay këyit parce que suuf boobu mu doon def dèjà nekkoon na di fa béy nit yi di ko gis bu dem ba ci biir ñu jóge loolu aussi lu am la parce que aussi souvent bu ñu ñëwee ci dëkk dañuy jënd ñeneen ci askan wi jox leen dara jaar ko ci yenn chef de quartier yeeg yenn nangam yi ba finalement buy éclater day fekk ñoom li ñu war a dox ba
am kayit dox nañu ko population bi ñàkk ci lu mel noonu mais donc dama bëgg a ñëw ci benn aspect boo xamante ne aussi sénégalais yi xamuñ ko te ñu ngi laaj lan moo waral loolu mooy le cas de Ndingler yaa ngi koy wax sànq est-ce que nit am na droit aussi ne sama suufas maam la doo ko tabax doo fa dëkk doo fa def dara boo ciy bay maanaam bu dee 7 hectares li nga ciy bay matul 1 hectare matul hectare bi léegi loolu lan la loolu est-ce que nit am na droit aussi foofu ci côté boobu kii avant may ñëw ci suma doyen. waaw comme ni nga ko waxee rek xam nga nakari na wax mais loi bi moo ko wax. Depuis 1964. suufu maam amatul. loi bi en tout cas reconnaître wul suufu maam. code français bu 1930. voilà code civil. français bu 1930. parce que moo kii la droit coutumier code bi boo nee français rek man ma découragé. waaw mais parce que ñoom ñoo fi nekkoon nag. non boo nee français rek ma découragé parce que code français mais amul code sénégalais. ñëwal voilà donc depuis 64 comme ni ma waxoon rek. suuf maam amatul. léegi suuf bi nation bi moo ko moom. c'est-à-dire que même su fekkente ne sama maam moo doon bay parcelle fu ma nekk wala tool yu ma am. ok suuf soosu. léegi man juridiquement parlant. suuf si moomuma ko. même bu fekkee da nga cee def 50 ans ak sa njaboot. état mën na ñëw nangu ko. mais sous réserve encore une fois parce que loi sur le domaine national wax na ko. buñ la naree exproprier buñ naree nangu sa suuf si dañ lay nar a jox ay indemnité buñ la joxee indemnité yooyu après mun nañ jël suuf soosu fekkente ne nguur gi moo ko soxla. ok nguur gi nag bu ko soxlee moom xëy na peut-être dina ko titrer. def ko ci tuuram. ok bu ko defee ci tuuram mun na ko après mun na ko jox investisseur bu jóge bitim réew sax mën na ko jox ku ko neex daal. mun na ko jox ku ko neex. mun na ko def lu ko neex. xëy na peut-être kon mën naa nangu nguur mën naa nangu suuf ci Bassirou ñëw jox ko Daouda. waaw. waaw loolu lu mën a nekk ci bànneexu bakkanam. loolu lu mën a nekk la. parce que bëgg mu leer li tax may wax loolu parce que bëgg naa mu leer ñi ñuy seetaan mën a xam aussi souvent jafe-jafe yi am. da ngay dégg ñu ne maanaam domaine national la d'abord lan mooy domaine national. mooy teeni quoi. waaw domaine national nit ki nga xamante ne aussi dafa nekk fële ca Maka Koulibanta mbaa mu nekk Kiñaabuur mbaa mu nekk Dóobuur wala Banja Seeseen wala Nangam wala Kawoon ay maamam yor suuf mu naan fa bay daan fa sàmm daan fa dund ñu xëy na ko yow lii nekk lii nguur ko moom moomoo ko aussi loolu war nañ ko xolaat. waaw loolu moo tax. loi bi ne su fekkente ne yow da ngaa bëgg ñu sécuriser la. suuf soosu bindal commune bi. nga ne leen délibéré leen ma suuf soosu. ngeen def ko ci sama tur. ok même bu dee sama moo ko yoon. même su fekkente ne sama moo ko doon bay. boo ko defee délibération. loolu may na la léegi doole pour keneen su ñëwee nga génne kayit nga ne lii man maa ko moom. te mu nekk dégg la mu nekk lenn loo xamante ne mën nañ ko vérifier. ok léegi délibération ku am papier boobu sax. même su fekkente ne dañuy bëgg a jël sa suuf. ak ku yorul papier boobu seen indemnité du nekk lu benn. ok ku am suuf ku am papier bi. moom indemnité am mooy gën a baax. ku amul délibération. ok loolu moo tax am papier boobu ci suuf domaine national bi ci milieu rural bi. dafa am lu am importance. lu gën a bari nag investisseurs yi ñoom suñ ñëwee dañuy jaar ci collectivité locale bi. ok laajte leen suuf. ñoom ñu délibéré leen suuf si. sans que ñu aviser population bi. ñooñu bu ñu amee délibération boobu jaar seen ginnaaw dem gis service des domaines. def ay démarches yu nécessaires. pour ñu mën a am ay titres. démarche est-ce que pour ñu mën a am ay bail yoon la ñu njaaj la wala lan la. non démarche loi bi moo ko may. boo amee délibération mais nag foofu dañuy teggi boo amee délibération parce que foofu laa bëgg mu leer. code de l'environnement dafa teg ay yoo xamante ni da nga ci war a jaar. maanaam faa mu am étude d'impact environnemental et social. ndaxte xam nga yaa ngi wax sànq naan boo amee sa suufu maam mais yaa ngi bay fii wala fee bayoo fa mais xam nga àll bi ni ñuy bayee mooy dañuy bay fii. waaw bàyyi ko mu noppalu. dem bay fële ne. muy culture en jachère. ok donc du caaga ne da nga fekk ne fii la ñuy bay bàyyi ñu fële rek nga ne kon fële
soxlawuñ ko boo demee Kokki Njaga Issa Dieye nga xamante ni man foofu laa cosaanu am nañ tool njaaw am nañ tool masala te sax man bi ma fa mujj nee nañ ma ñu ngi ibbiwaat beneen tool ndaxte suuf see dafa sonn dañ koy bàyyi mu noppalu looloo am li ci des moom mooy bu ñu defee étude d'impact bi ba pare dañu war a ñëw def li ñuy tuddee audience publique audience publique maanaam dajale ak askan wi ne leen kat lii moom moo tukkee ci li nga xamante ni mooy saytu bu ñu leen def léegi nag ndax yéen am ngeen ci yeneen observation yoo leen ciy def loo leen ciy ragal loo leen ciy tiit wala ay mesures d'accompagnement yoo xamante ni daleen bëgg ñu boole ko ak lii nga xam mooy projet bi ñu fi nar a def yu ci bëri nag ci yooyu du am wala bokk dañ koy njuuj njaaj dañ koy njuuj njaaj wala ñu xool ci askan wi ñoo xam comme ni nga wax dañ leen a jënd bu ñu def audience ñooñu la ñuy woo bu ñu fa jógee nag def seen rapport ne askan wi ànd na ci bu ko defee nag bu siiwee rek askan wi dëgg nag askan wi dëgg wax ma askan wi nga xamante ni ñoom dañ leen a lijjanti de askan wi dëgg nag ñu jóg ndaxte li ngay wax naan baadoole fan lañu jëm baadoole fi ñuy jëm moom mooy li nga xam moom la askan wi def di booloo ak location bi bu ñu bëgg a dee parce que bu ñëpp booloo ñi nga xam ñëpp dañoo nangu seen suuf bu ñu booloo ñoo ëpp doole ndaxte réforme constitutionnelle bu 2016 bii moom moo wax ni en son article 25 les ressources naturelles appartiennent aux populations te ressources naturelles bi ci jiitu moom mooy suuf buñ naan suufu état la état du malaaka état du ñoo xamante ni ci asamaan si wala ci jaww ji lañ dëkk état ñun la yaa ngi dégg ñun ñoo leen dénk pour ñu yoral ñu moom moo tax nag ñun tamit am nañ sañ-sañu sikkimu leen jëm ci naka la ñuy yoree li nga xam ñun ñoo ko moom ba xam jaar na yoon war a jaarul yoon te li ci ëpp dafa jaarul yoon buñ appliqué woon loi bi rek yàlla xam na ni ndaxte loi ay nit ak a defar mu jëm ci ay nit loi mënta soxar mënta dugal ay njaboot ci ay yenn jafe-jafe yi ndaxte famille dafa sacré kon loi am na benn dimension sociale boo xamante ni dafay am ci mesure yi muy jël bu fekkente ne dañ leen exproprier pour cause d'utilité publique ñu jéem a sóoraale ni ñii ay njaboot di leen bàyyi ñu fanaan ci mbedd wala ci ay ngunu ginaar kon nañ leen wutal faneen fu ñu nekk donte sax bañ fay dëkk anam yi ñu fa dëkkoon am na ay rëkk-rëkk état dafa war a social tuuti sóoraale loolu noonu ndaxte booy xool ñi fa dëkk ñëpp li ñu jot a am lépp économiser ko moom lañ jël def ko ci suuf ak béton ak ndox fay maçon mu tabax ko ñooñu boo leen fiyee seen àdduna moom ngay na saxal te bu doon ne rek dañuy daaneel kër yi nga xamante ni jaawul ci yoon ay lijjanti jëm ci cette mafia du foncier bi may wax muy autorité yenn autorité administrative yi ak yenn autorité domaine ak cadastre ak yooyu ak yenn homme politique yeeg benn yenn businessman yi ñoom ñoo fexe ba kii ko kon bëri na kon ñu amaat corniche waaw mais kenn du leen tudd ndaxte dañ jàpp ne ay borom barke lañ ay borom doole lañ ay boo leen tuddee lii boo leen tuddee laa loolu nag lan moo leen may seen doole mooy noppi gi askan wi noppi ak ragal gi ñu def ci xolu askan wi ak li nga xamante ne askan wi booloowuñ xanaa ku nekk toog yow doo xeex tànk laalu la fekk ba mu lay laal ñële xeex nañ ba xoox wala ñële laalagu leen nga wetti xeex bi buñ paree ci yow dem damat keneen nañ ñoom ñi laal seen suuf yëpp nañ ànd booloo jóg xeex ko xeexu bëy absolument bëy bala nga xaa rey di nga sonn te ñëpp dégg ko jërëjëf waaw voilà ma ñëw ci kii doyen mu am lu mu leeral ma ñëwaat ci yow parce que bëgg naa nga leeral aussi ci wàllum si ko def naka lay taxawoo aussi impacté yi ak naka ngeen di seen liggéey ci côté boobu ma ñëw ci doyen mais Mohamed yéen kawoon seen cas dafa xaw a doy waar parce que dama gis papier yi d'accord gis ma ci titre foncier mais gis naa ci am yoon loo xamante ne mën ngeen ci sukkandiku pour ñu bañ leen fa jëlee mais li ma jaaxal seen cas bi mooy am cas yu bëri am nañu ko dund mais bii dafa xaw a doy waar yéen kenn joxu leen sommation ba ñu ñëw dañu ànd ak Descos ànd ak gendarmerie ñëw di buddi seen compteur yi ndox ay père de famille xëy toj seen i kër mais ci nan naka noonu fan la dossier bi mujj ak fu mu toll. di nuyu bu baax Assane Diop waaw vraiment moom jàmbaar la ba ma topp moom noo waa kawoon moom maas booy defati suuf moom faw ñu ñëw. wallaay c'est très sensible. ci ku surtout ku ko dégg sax. dafa ci am yërmande asumaan ak ki gis. donc suñu ni nga ko waxee noonu ak ni ma ko waxee noonu la demee kenn tanewu la ci. mardi lañ ñëw mercredi jeudi ñu toj. te encore une fois de plus moi je vous dis que ne nous distrayons pas. bu ñu jël affaire yi naan
dis këyit lié leen fu bàyyi am. bàyyi fu mu am. ñeneen ñi ñëpp bu ñu ko déposé woon wax nañ ko mën a am. te quartier bii ñuy titre foncier bi ñuy wax. 5 quartiers existants ñu nga fa wër aérodrome bi donc question de këyit ak yooyu posé wu fi ñun suñu jàmbat. mais pour lan 5 ñu bàyyi fi ñooñu ñëw ci seen quartier. mais c'est parce que ñun piste bi nee nañu. piste bi non attends lu tax ñu bàyyi leen fi. parce que ñoom piste bi ñu war a augmenter à 400 mètres ci aéroport bi ci ñun la jublu. ok loolu rek moo tax ñu bàyyi leen. te ñooñu même papier lañ yor ko yéen. carrément te sax dañ ne le gars a été correct a été sincère le gars de l'urbanisme. keroog bi muy wax def ne lii première tranche la lan deuxième tranche bi dina ñëw ça veut dire que bu fekkee moom li mu wax dëgg la dinañ daanewaat ay yeneen i kër. Mass le problème fondamental mooy ñun li ñu métti. ak li ñu subir mooy c'est très simple. waroon nañu ñëw ne ñu seen kër yi fi ngeen dëkk dañ koy nangu. parce que dañ ko soxla. mooy yoon ñu ne waaw ñu ne voilà léegi ku nekk lañ def keroog le premier moom la ñu waroon def il y a 6 mois mal il y a 1 an. ba jox nit ñi seen ndàmpaay. ok ne leen dem leen léegi bu ñu siisoo ñu ñëw toj. déguerpissement yi am yëpp daanaka la plupart loolu la. dañ lay déguerpi dañ lay dédommager alors ne la demal doo dem ñu ñëw toj la plupart. mais lii xew ci ñun. yaakaar naa c'est une première. et je demande. maa ngi koy soog a dégg wala bu fekkee am nañu ko dégg fii mais man loolu maa ngi koy soog a dégg. lii c'est une première. et amul dara monsieur. Mbalo amul dara lu laqatu ci ginnaaw. amul y a absolument rien. Ces documents là c'est des documents authentiques. yoo xam ne ni c'est les services de l'État qui l'ont donné. comme li ma leen ko rappelé woon foofu zone boobu dañ demoon aéroport bi wat ñu ne aéroport moom lañ fay def. ñu ne mu xaju fi léegi dañ koy délocaliser. d'accord nañ ci délocaliser ba am ay sites. ñu ne léegi nag fii nañ ko joxe. l'État a cédé la terre à la communauté. à la mairie ñu morcelé def ko ay quartiers nit ñi dëkk loolu c'est la faute de qui. amul benn faute bu ñu ci nekk. même encore une fois de plus bu ma ñëwee ci problème mu kayit. convenez avec nous que ni même bu doon titre foncier. état soxla ko daf koy jël mais naka la koy jëlee du ko war ko jëlee nii. non nii moom. vraiment nii moom maa ngi koy soog a dégg. ñun waxuñ ne duñ fi jógee waxuñ ne duñ fi lu tax ñu nangam. lu tax ñu jël ñu patamee ñu nii ci façon bii mel ni ñii c'est des malpropres. mbala dañ fi ñëw en catimini guddi ñu tabax bër set alors ñu war leen daane. non loolu mooy problème bi. man mii dëkk naa fa 11 ans. lii du 11 ans yaa sa njaboot. maag su may njaboot ak ñeneen. donc du quartier boo xam ne dañ ñëw alors laqatu fàkk dëkk lijjanti ay kayit siisu demeewul noonu. mieux même bu fekkoon noonu la demee sax. état daf la war a foo dem ba def fa dara. même bu ko moomee. na la delloo dara jooju. na la demal. loolu mooy suñ problème ñun. suñ problème fondamental mooy état bi def nañu jëf ju ñaaw ji. toroxal ñu par le biais de son autorité locale. alors patamee ñu. toroxal suñu njaboot. fitnaal ñu. alors sans rien. te ba léegi amuñ ci ñoom def leen ndànk ñu ngi ci seen kaw. mbala nangam ak nangam amul. bi ñu leen génnee ba léegi ça fait combien de temps. ça le 3 décembre. 3 décembre bi passé le 3 décembre bi passé. le 3 décembre bi passé tout le monde ñëpp dormir à la belle étoile. ba fi may wax ak yow nii am na ñoo xam ne dañ leen fat ci ay poulailler ñii ñu abal leen ay garage mais ku demoon ba am sa kër. alors poulailler moom xam naa pour ginaar la moom. ñii dellu seen i kër yi ñu jógee woon. ñenn ñi am problème. ñii dellu seen i village ñii demaat di luwe woon ñii yaakaaroon ne génn nañ ci. location léegi ils sont peinards nangam ak nangam. alors j'en connais un ancien inspecteur de police boo xam ne nii alors le truc là. dana bàyyi ci moom ay séquelles si le problème là n'est pas encore réglé. ak ñeneen souffrance bi ñu teg. ak humiliation bi ñu teg. ci suñu kaw moom moo jaaduwul moo jéggi dayoo. ci ana tey suba. te waxuñ la exemple bu ndaw rek. sa kër googu nga def par exemple
fukki at ak benn ñaata boo doon xayma ñaata nga ci investir ci kër gi. mais man bu ma doon xayma ñaata plus de 70 millions. xoolal loolu. am na ñoo xam ne ni R+2 la ñu. ay 400 millions ñii 200 millions. ñii 50 000 ñii 300 000. oui c'était dëkk la bu doon formé wu ndànk-ndànk. depuis fukki at. man depuis fukki at léegi investir fenn plus de 60 millions wala 70 millions. ñu koy daaneel ko. am na ñoo xam ne ci neen daal. maa fa gën a tuuti la sax bu ma yeboon ne ci ñi fa dëkkoon ak seeni famille. oui. ok loolu moo fi am te bu doon liñ koy doyee sax. alors ne utilité publique la. sax jaru ko ba mu à plus forte raison que alors ñu koy doyee ci aéroport. aéroport yaa xeeti aéroport Léopold Sédar Senghor bii bi ko nit ñi wëree. dañ ko délocaliser yóbbu ko Diass. n'est-ce pas. Ça devrait être valable pour l'aéroport de Kahone. dëkk bi Kahone aéroport bi nit ñi wër nañ ko. ci li nga wax moom ñoom ñi liggéey. nit ñi wër nañ leeral ci lu bari. nit ñi wër nañ ko mais yéen ban l'idéal était que ñu délocaliser ko yóbbu ko ci fi ñu ko préparé. mais yan tànk ngeen fas yéene taxaw. da ngeen fas yéene daal bàyyi noonu mu sedd wala naka ngeen. non képp koo xam ne nii xam nañ la. am ci yow yaakaar. que nii di ñu ci mën di dimbali dem nañ fa. à commencer par les chefs coutumiers et religieux. ñi nga xam ne nag ñoo ñëw daane ñu état. nga xam ne ñoo ñëw jëf la jëf ji. est-ce que di nga demaati ñoom ne la dimbali ma munoo fa demaat. mais seen maire ville ba ak yooyu. maire taxawaay lañ ci taxaw. le maire nous a convoqué. alors il nous a soulagé. Bon soulagé bi mooy. massawuñu comme ni ko nit ñi ñëpp di defee. alors promettre ñu. non bëgg naa foofu mu leer est-ce que tey par exemple bu ñu ñëwoon tey. bëgg toj ay kër. est-ce que tey jii waruñu aviser ki nga xamante ne mooy. jaraafu dëkk bi. di meeru dëkk bi. voilà est-ce que loolu ci yoon dama bëgg dossier bi kawoon yéen ñi nekk COSYDEF ngeen mën a wax. SYCODEF ngeen mën a wax tey jii ban appréhension ngeen ci ak ban yoon la ñu war a jaar ñoom. wax naa sànq xëy na peut-être amuñu paramètres yi yëpp. parce que yaakaaruma ne nguur boo xamante ne moom mooy sës loi yi. mun na jékki-jékki rek def lu mel nii. li ma jàpp ne mooy c'est que am na ay paramètres yoo xamante ne amuñu ko parce que jàpp naa ne su fekkente ne suuf si. titre foncier état la. ñoom du commune bi moo leen nar a jox suuf soosu. ci service état yi la ñuy nar a jaar ci impôt domaine. impôt domaine moo leen nar a jox kayit. kayit yu valable. commune bi su leen joxee kayit. ci kaw titre foncier état rek. kayit boobu. valable. ok commune titre boobu baaxul. ça c'est le premier élément bu njëkk bi laa bëggoon wax loolu. ok li ci topp mooy. c'est que nous sommes dans un état de droit. ñii bu ñu yaakaaree nguur gi tooñ na leen. nañu bind plainte. parce que aussi il y a des cas yoo xamante ne l'État a été attrait devant la justice et l'État a été secoué et raison a été donnée aux communautés qui ont attrait l'État. mën nañu plainte. ne s'ils s'estiment être lésés. war nañ approché wu ay avocats. jox leen tous les dossiers qu'il faut ñu bind plainte yóbbale ko justice bi. on est aussi dans un état de droit où quand tu te sens lésé. tu dois pouvoir approcher la justice et t'exprimer. war ngaa mën a def plainte. war ngaa mën a def plainte ñooñu ñii su fekkente ne vraiment ils ont les documents légaux comme ils le prétendent. dara empêché wu leen ñu approcher benn cabinet même su fekkente ne dañuy cotiser wala ñu approcher ay partenaires. ñu gunge leen pour ñu mën leen teg ci yoon. ñu mën a saisir justice bi. ok loolu c'est une voie très autorisée. c'est une voie demandée aussi. ok mën nañ ko def. ok léegi ma ñëw ci wàllu accompagnement bu SYCODEF. avant accompagnement bi moom parce que dama bëgg dossier bi mu leer. waaw kii. par rapport ak monsieur yi mu wax. monsieur Mballo. li tax mu jommi. mooy lii daf ko musul gis. ba léegi du ko mën a gëm. même man mii di wax ak yow keroog bi bulldozer yi di daane suma kër. gëmuma ne lii am na. mënoo ko gëm. pour un homme réfléchi. métti na trop. non kii mënul gëm loolu. mais je vous dis que. amul benn non-dit amul.
parce que ces documents là ay impôts et domaines cadastre ban document moo gën a valable document yi donc côté boobu moom dafa jommi et je le comprends da nga jommi parce que lii mënoo imaginer non Mballo dafa jommi parce que mënul lii nit ku xam yoon mënul imaginer ne lii war na mun a nekk et je le comprends donc loolu mooy problème bi Mballo dafa jommi xamul ne yaakaarul ne lii mën na am te lii moo am et man encore une fois de plus ba ni muy am dafa mel ni ay rêve la pour man lii du Sénégal ñëw tey gannaaw suba ñu commencé daal sa kër ban réew lañ nekk te encore une fois de plus métti na trop encore une fois de plus fañ nekk du quartier bu laqatu du quartier boo xam ne nii alors dañ nit ñi dañoo fàkk nuitamment dëkk ba un bon jour ñu ne leen jóge leen fi même bu fekkoon noonu la demee l'état lii mon frère laa wax état du malaaka état ay nit lañu ay nit ñoo koy fonctionner le gouverneur le président ñoom ñëpp c'est des Sénégalais ay nit lañu mais la raison li gënoon a jekk du lii ni ñu ko defee nii jekkul rafetul c'est criminel même bu doon fàkk dëkk aussi même bu doon fàkk dëkk warul demee nii donc wéeru ci ay gi yooyu man kiiwuma ko mais li ma leen di wax mooy fi may bëgg attirer seen attention mooy li ñu bëgg a def Kaolack aéroport xajul foofu ñun lañ attaqué gu def na 5 quartiers yu wër aérodrome te nañ ñëw ci quartier yooyu le gars de l'urbanisme mais nee na bii mooy première tranche bi et convenez avec nous xam nga kii da nga wax baat bu am solo léegi convenez avec nous kii Mass baal ma ka aéroport boo xam ne tu es à moins de 1000 mètres centrale électrique bu gën a mag ci Kaolack mu ngi à matul 1000 mètres centrale photovoltaïque boo xam ne l'état du Sénégal ay milliards lañ ci def inauguré ko mu ngi à moins de 800 mètres la route nationale numéro 1 bii desservir tout le Mali en carburant et dans la sous-région mook piste bi matul 20 mètres ok mais imaginez bu ñuy évoquer raison de sécurité moo tax ñun ñu fay jógee nga xam ne ñii alors am na leneen lu tax ñu ci mais du raison de sécurité da ngeen jàpp ne xoolal paramètre bi yooyu da ngeen jàpp ne daal leneen a ngi ci suuf non mais doy na waar injustice mais xoolal da nga jaaxle de parce que saa waay nee na non dafa jaaxle saa waay nee na Mballo dafa jaaxle dafa mënul gëm loolu mënul ko gëm parce que warul am ci benn pays ci àdduna lii warul am fen waaw loolu réel non warul am fen damaa jàpp ne dans un état de droit waruñu am nguur warul am réaction bi loolu moom c'est criminel non parce que wax naa sànq ci wàllu expropriation pour cause d'utilité publique dafa am procédure normale ak procédure d'urgence te même su fekkente ne ci procédure d'urgence nguur gi ci procédure d'urgence la nekk procédure bi dafay day jël au minimum 3 à 6 mois à plus forte raison que mu nekk ci procédure normale procédure normale ça va aller au-delà te tamit dans ci expropriation boobu les concernés maanaam population bi mun na ak état bi su ko proposé dara en termes de compensation mun na wax ne d'accord aussi mais yéen naka ngeen di appuyer aussi SYCODEF naka lay appuyer aussi maanaam ñi nga xamante ne ñoo impacté benn exemple lay joxe ci accompagnement boobu ci accompagnement buy SYCODEF def ci cas Jokkul bi lay kii Jokkul mu ngi ci département bu Kébémer Kébémer foofu liggéey nañ ci benn cas parce que ñun SYCODEF balaa ñu décider su fekkente ne dañuy gunge communauté yi wala duñu gunge dañuy def ay études dañuy gëstu parce que balaa nga wax na fekk am nga ay éléments yu solide xam dossier bi xam su fekkente ne lépp jaar na yoon wala lépp jaarul yoon mën a tabax sa plaidoyer donc ñun dañuy defoon gëstu fële ci Jokkul parce que dafa amoon benn accaparement de terre foofu dañuy jëloon 400 hectares de terre des communautés yu daal di koy barbar presque pendant 6 mois communautés yi laaluñu suuf soosu c'est grave c'est très grave donc ñun damay toog man xamantuma ban réew lañu ne daal donc ñun dañuy ñëw def suñuy étude presque 5 à 6 mois étude bi génn
toutes les irrégularités maanaam lépp loo xamante ne yoon wax na ko ca nguur gi respecté wu ko bu ñu defee gëstu boobu ñu renforcer les capacités des communautés maanaam jàngal leen loi bi lu mu wax ñu xam seen ak yelleef parce que boo xamee sa ak yelleef mun nga xam su fekkente ne tooñ na la préciser loo bàyyi ak yooyu yëpp waaw am na ñoo xamante ne xamuñu luy bàyyi xamuñu luy délibération xamuñu lenn voilà c'est que yow boo xamee sa droit ak sa devoir mun nga xam su fekkente ne tooñ na la wala tooñuñu la ok ñu renforcer capacité communauté yi ba ñu xam lu yoon bi wax ak lu nguur gi def bokkul ñu daal di décider par eux-mêmes di dem dagg barbar yi police bi foofu la leen fekk gendarmerie bi foofu la leen fekk jël leen en flagrant délit yóbbu leen tribunal bu Louga ñu jël ay pôle d'avocat yi baadoolo amul avocat baadoolo moom daanaka mais ce qui est important c'est que à chaque fois tribunal bi daf ñuy jox raison day jox raison communauté yi parce que en première instance juge bi dafa ne woon relax procureur bi opposé wu ñu dem appel juge bi ne tamit relax procureur bi opposé wu ñu ñëw cour suprême cour suprême moo kase woon décision bi population yi mën a ñu libéré leen ñu jotaat seen suuf loolu ngeen di instant bi nii askan wi est-ce que dafay am ñëw askan wi c'est gratuit wala dafa am loo xam c'est gratuit ñun accompagnement bu ñu defoon parce que nga baal ma mais gars yi wóoluwuñ tamit ONG yi de ñun SYCODEV accompagnement bu ñu joxoon waa Jokkul accompagnement à la fois judiciaire et humanitaire parce que déjà ñuy nekkoon ci kaso ba ñoom dañuy bàyyoon ay njaboot ñun weer bu ne dañ doon jox dara seen njaboot pour ñu mën a dund kon da ngeen nekk ci social aussi ci domaine yu bëri c'est ça donc ñun laajuñu dara dañuy ñëw def suñu gëstu mobiliser les communautés jàngal leen seen ak yelleef waaw ci loolu laa wax tamit ci présentation bi bu ma est-ce que loolu ngeen def anti seen SYCODEV dina neex état bi xaw ma ndax dina neex état bi wala du ko neex mais ñun loolu mooy suñu liggéey te ñu ngi koy def waaw ok damay ñëw ci bon question ouverte la parce que aussi Bassirou dama bëgg xam tey jii problème mu sénégalais yi su bëri ci wàllum tey jii nekk sa réew te mënoo ci am foo dëkk muy métti bi sénégalais di méttitlu nekk sa réew juddoo fi màggee fi mënoo am pàkk boo dëkk tu es condamné tout le temps ngay nekk ci location maanaam yow daal baadoola nga ci baadoola ngay dee ka nga xamante ne tey jii tey borom daraja la ñu tuddee ko borom barke ñoom ñooy jël suufu askan bi ñoom ñooy tabax immeuble yi ñoom lañ jox hectare est-ce que benn nit tey jii war nañ ko jox hectare benn nit ñu jox ko ay hectare tandis que am na ñoo xamante ne amuñu lu ñu lekk amuñu fu ñu dëkk ci question boobu bala may ñëw aussi ci entreprise étrangère yi nga xamante ne ñu ngi commencé nangu suufu baykat yi Bassirou avant ma ñëw ci kii waaw comme benn nit war na mën a am hectare xam nga suuf tamit ça dépend rek ci niñ koy doyee ndax nit am na hectare jëriñ askan bi loo xam ne hectare boobu amal na leen njëriñ ndax bu dee yow da nga ñëw ci dëkk bi xam na mairie yi en général ñoom ñooy premier nit yoo xam ne ñoom ñoo war a jàppale population bi ndax nit mënul dugg ci kër te jaaru ci borom kër gi nit su duggee si commune même bu dee dafa war a toj sax wala mu am lu mu fa war a def xanaa war na gis maire bi wax ko lii ak lii ak lii amal ko loo xamante xewul kooku woo ay njabootam waxtaan ak moom mais léegi lu bëri maire yi duñ ci yëg dara ndax tey mairie yi wala complice lañu waaw mairie yi duñ ci yëg dara wala complice mairie yi dossiers yi may dégg loolu mairie yi ak autorités yi nekk ci communes yi war nañu mën a jàppale population surtout pour jeune nit ku nekk am fu mu dëkk loolu responsable maire mu ngi ci parce que mairie yi war nañu mën a créer ay suuf yi nga xamante ni gars yi dañ koy jël di ko caxatee ñu organiser ko wutal ko ay kayit def ko ay extension jox ko jeune dëkk bi ñu dëkk surtout loolu c'est normal parce que am na ñoo xam ne ñu ngi amoon ay tool yu bëri réservé ko foofu dañuy dem ba nga xam ne terrain day jaar ay millions ci commencé ko lotissé da nga jig gis ñu lotissé ko yëpp fekk ci buntu dëkk bi lay nekk wala ci côté dëkk bi ay avantage la jeunes yi kii dëkk bi du ci gis boppam parce que war na am ay équipement kuy lotissé ci gox équipement yi sax dañu mujj ñu jaay ko mooy maanaam suñu def lotissement ci lu jege dëkk bi dañ fay génne ay école génnee fa ay lépp léegi duñ demee ba si biir
dañuy dem changer ko loolu xewoon na appi su bi Tivaouane Peulh temps yële pas gis ngeen ko télé waaw ngeen gis ñu defaraat ci yoon loolu noonu autorités yi dañ ko war a xeex waaye population yi tamit léegi ñor nañu nag bu njëkk bi ak léegi du benn de parce que li daaw da wax fii ku képp ku ko dégg nga yaakaar yow yaa gën a xam suuf nag nga sa bopp parce que li muy wax lu leer nañ la du dëgg nit nag dañu ne wax bu wérul waaye nopp yi koy déglu war a wér te ñun ñëpp dañuy jàppalante di rafetlu tamit ONG bi nga xam ne li muy def noonu dafa am solo parce que dañuy jàpp nit yi dal nañu ay waa Tivaouane Peulh yi dañuy jàpp paay chaque jour di leen yóbbu tribunal di leen tëj fekk ñoom moomoon seen suuf jaay ko ay nit ay at nit keneen ñëw jëlaat ko léegi ñu jàppaat ñooñu dem tëj leen te ñu ne délibération du kay délibération kay la parce que yéen ñoom ñoo ko jox population bi balaa nga koy changer di jox keneen da nga ko war a affecté feneen wala nga woo xamal ko ay droit am ay sartam moom mu xam nekkatu si mais nga koy kii indi délibération kii indi benn délibération ci benn kii loolu daal bokk na ci li nga xam ne fu mu toll nii daal li ñuy wax daal coow bi bëri na. ok dinaa ñëw ci yow tey par exemple ci taxawaay bi ngeen war a taxaw aussi Tivaouane Peulh parce que je pense que comme lu mel noonu injustice mel noonu ak naxar bi fa am ak coow li fa am ba nit ñi fanaan ci mbaar aussi fanaan ci mbedd tamit loolu je pense que war ngeen ci taxawaay bu mat sëkk surtout yow mi promoteur immobilier nekk ci social bi aussi waaw blanchiment du foncier bi ma lay wax xam nga blanchiment d'argent am na xam nañu koy defee mais parce que Mass loolu yaakaar na ñëpp a constaté ndoo gis nga régime bi passé lu ñu doon wax mooy ay milliards yu ñuy sàcc mais bii suuf rek mel na dañoo xam te ay problème suuf c'est tout le Sénégal nag d'accord ba léegi ñu ngi détourné ay milliards ak ay millions mais waxatuñ sax loolu léegi daal suuf booy xool ci zone urbaine yi la yemoon waaye léegi ci périphérie maanaam ci biir village yi la ñuy dem sax ci suuf cosaan yi yëpp da ngay jékki-jékki ñu ne la firme étrangère bii nii jox nañ ko tant d'hectares doo comprendre blanchiment du foncier bi nag technique bi lii la dañuy fekk benn forêt boo xam ne dañ ko classé wala benn espace boo xamante ni dañ ko buñ ko bëggee blanchir ngir aaki moo ko dañuy ñëw fekk benn kilifa diine daggal ko ci ba pare siiwal ko waaw bu nga xam nga kenn du kaas maanaam mooy lekk gi waaw buñ ko daggalee kilifa diine gi waaw ñu ne sëriñ diw daggal nañ ko hectare bu ko defee kenn du kaas parce que sëriñ bi la mais est-ce que sëriñ bi aussi dañ ko war a daggal hectare bàyyi baaru la léegi li ci des waaw loolu kan moo koy kaas léegi li ci des non de Sénégal parce que compte de la sociologie de notre pays quoi non dafal naa ko foofu xam nga dama bëgg ñu mu leer waaw sëriñ bi aussi parce que dama gis tey ji litige foncier wala nangam yu bëri ñu tudd fi borom yi sant yu mag ci réew mi parce que aussi nañu ma lay wax du ay baadoola xam nga yaa ngi wax naan ndax dëkk bi day yoon ñi nga xam ne ay baadoola lañ dañuy màgg ba dee ci luyaas du ñu am ay kii xam nga état bi day wax ay politique de logement sociaux mais en réalité ñan lay touché normalement da ngay gis fonctionnaire boo xamante ni liggéey na ba kii bu fekkante ne rek dafa teg affaire bi yam ci revenu am rek waaw saway doom kër bu amee terrain tamit du ko tabax kon de xam nga maag Saliou état politique sociale kon de xam nga maag Saliou bi fu ñu jëm mami kat ba am nga ci joxe ko location location base comme ça qu'on l'appelle bu ko defee muy fay luyaas mais fay luyaas boobu na du luyaas mais ay acompte yu muy kii la ba bu kii mu moom këram mais loolu noonu amul beneen technique blanchiment du foncier bi mooy dañuy ñëw ne waaw dañooy construire ay infrastructure d'utilité publique maanaam dañ fiy tabax ay école dañ fiy tabax centre commercial wala dañ fiy tabax armeel xam nga ñëpp dañ naan loolu de njariñu ñëpp la waaye ci mujjantal ga saa ay terrain nga fay gis da ngay jékki-jékki rek gis benn cité am fa fekk bay wéy na mbuus am na ñu ko jël damm ko seen poste wala ñu dëkkee ko loolu laa ne xam nga lan moo ñu néewal doole mooy tey waa kawoon ñu ngi ni di xeex dañu wér ci xeex bi surtout yaa ngi dégg waa Tivaouane Peulh bu ñuy jooy ñoom itam dañuy wér ci xeex bi waa Bala Bougou Kiñaabuur noonu waa Pikine noonu ñun ñoo ëpp doole ñun ñooy état quoi ñun ñooy askan wi ñoo ëpp doole mbuxumkat yooyu yëpp toute cette mafia là ñun ñoo leen ëpp doole xam nga lan moo leen may doole mooy ñun dañoo xaw a égoïste ku nekk daal tant que mbir mi laalu la doo jóg xeex boo gisee sax kuy xeex da nga naan ñii dañoo bëri lu ñu kaas ba bés bi ngay tàbbi yow ci guuta gu mel noonu bu ko defee nag nga jóg di yuuxu ña doon xeex ñooñu sonn nañ ba xañ nañ leen seen kii ba ñoom ñi ngi tal lu ñu fayee lu yaas ña xeexagul mbir mi dalagul seen kaw bu ko defee mais gis nga bu ñu àndoon nekk benn say boole xeex yëpp
mbirum suuf danañ ko régler fii ci Sénégal. waa Ndingler tey li tax waa Ndingler ñu garder seen suuf si nii wala boog ñu nekk ci yoonu garder ko. mooy ne ñëpp ñu bëri boog dañoo ànd ak ñoom ci xeex bi. xeex ko xeexu bëy. yuuxu rek xam nga yaa ngi wax ay plainte d'accord yooyu yëpp baax na mais mbir mi da koy faj moom mooy mobilisation populaire ndaxte nag suuf si. ça fait partie des ressources naturelles et comme ni ma la wax. constitution au Sénégal moom moo wax. à partir de la réforme de 2016 que ni. les ressources naturelles ñuy xeex ak nguur. appartiennent aux populations ki yor gendarmerie yor DSCOS yor. léegi nag yëpp nooy xeex ak nguur mooy li ngay wax xam nga booy xool dañ naan nguur. mais am na loo xamante ni dañ naan woy nguur gi mais président du ko yëg. ministre du ko yëg. c'est la petite administration là. c'est-à-dire que ay domaines. ay fonctionnaires véreux. ay agents de l'administration yoo xamante ni véreux. nga xamante ni fépp fu ñu leen affecté bëgg nañ fa am suuf. ak ñi nga xamante dañ leen di corrompre ñu nekk ci xanaa ay domaines ay affaires yooyu ñooñu ñoom ñooy problème bi moo tax bu fekkente ne dañu bëgg a xam fan la góom bi nekk. nañ jéem a gëstu ci administration bi. xool yenn attribution yi. xool yenn baay yi nga xam ne dañ koo joxe te ñun loolu au niveau de Pikine ñun xaaruñu ci kenn ñun ñoo ngi gëstul suñu bopp. am na loo xamante ne am nañ ko li ñu të nag. moom mooy kayit gi existe na. waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yor au niveau parce que foo dem am na ñu baax am na ñu bon. waaye dañuy ragal. ndaxte buñ ci jotee dinañ xam fan lañ ci jotee. te comme ñoom xamante nañ xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mafia bi ak ñi ci nekkul. bu ko defee ñoom dañuy seen jot dafay dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo. mais cas de Pikine boobu ak armée li fan ngeen ci toll. fi ñu ci toll moom mooy li nga xamante ni moom mooy commune de Pikine Ouest. dafa defoon benn délibération. ne dafa bëgg a def mooy li may wax rek blanchiment du foncier bi dafa bëgg a def maison des femmes maison des jeunes. ak benn terrain. de foot loolu baax na de. affaire yooyu noonu. waaw ça baax na de wala. yow maison des femmes yi nga koy tabaxal. bu fekkee ñoom nga koy tabaxal bu amee kenn ku wàññeeku ci ñoom dañ koy tëj dem ci armée di armeel. armeel par ordre de priorité mënoo jël armeel teg naan da ngay teg ay maison des femmes absolument ay maison des jeunes. loolu moom moo tax ñoom délibération bi ñu defoon loolu lii Cour suprême neenal na ko. léegi ñun. titre foncier bi état moo ko moom. ñun état lañ adressé ñun suñu plaidoyer. ci biir loolu noonu. le 8 novembre bi passé. Pikine génn nañ plus de 4000 personnes. yaakaar naa ne seen réalisateur bi am na image parce que Walfadjri ñëwoon na couvrir. marche boobu noonu marche bi leen rek lañ doon wax. sama suuf ma yokk sama armée xeexuñu diw. xeexuñu pour diw. ñun li ñuy xeex moom mooy rek. sunu armée yi nga xam ñëpp a ko bokk. te sax jël na waa Pikine. autorités yi ban taxawaay la ñu am ci xeex boobu. autorités yi. adressé nañ correspondance président de la République. ak le préfet may wax fii préfet. que ni askan wi lañ fi nekkal. mënuma comprendre un préfet de département am un mouvement un collectif bu toll noonu. def une manifestation xam dañ la ko déclaré. nga gis ampleur mobilisation bi. dégg plaidoyer bi. ñu adressé la une correspondance pour une demande d'audience. Ça fait près de 2 mois. ba léegi tontuwul sax ci kii boobu noonu waaye sunu droit la. problème mu Covid bi moom moo tax. mais ñun tegoon nañ ne dañuy xëy dem cooju ko ci buntu du mu tuddati lii di bureau donc mu génn wax ñu. fan la affaire yi toll parce que lu ci mënti am. moom xam na ko. te ba léegi angaar baa nga mbartal hangar bi mi ngi fi hangar boobu moom dafay jóge c'est-à-dire que ñun ŋàññuñu noonoowuñ kenn. waaye état bi na jéem a xool. faneen fu muy utal Ibrahima Khalil Fall mu def fa hangar wala mu def fa lu fa am waaye nañ jël 2818 mètres carrés yooyu noonu jël tamit 8182 mètres carrés yi nga xam ay construction illégale la. boole ko ak yeneen hectares yeeg yeneen mètres carrés yi nga xamante ni gars yi dañ ko sàcc parce que sàcc la dañ ko lijjanti. ba am ci ay kayit. ñu jox ñu sunu suuf. loolu état bi lañ ko wax. ñu mën a yokk sunu ay daanaka waxtu wi jeex na sax mais dama bëgg tey ji ci ku nekk 2 minutes rek nga wax ñu ngeen wax ñu lan mooy solution bi te ngeen waxal Sénégal parce que da yéen a fi toog jamono ji mais bëri na ñoo xamante ni ci réew mi jafe-jafe bii la ñu am li ma ko waxeen sax Bassirou yaa ngi koy wax sama daan wax na ko léegi mais bu ñu doon wax ne ñi am problème suuf ñëw leen Walfadjri yaakaar naa ne da ngay yaakaar ne manifestation wala grève moo am fii ci buntu Walfadjri parce que Sénégal yëpp am problème suuf ci solution yi lan mooy solution yi daal boobu ma njëkkee ci si ko def. waaw jërëjëf sëñ Mboup. suuf si réalité am dafa am différence. parce que suufu
urbain bi. mooy foncier urbain bi. réalité am. dafa wute ak réalité foncier rural bi. ci Dakar. wala ci milieu urbain bi. nit ñi xëy na peut-être dañuy soxla nekk propriétaire am ay droits réels. ci suuf si. mais njuuj njaaj bi ñu nekk di wax nii yëpp. xëy na on a déjà donné des solutions mais nguur gi moo ko appliqué wul. la solution c'est quoi c'est que fii nii il faut engager un audit foncier. bu ñu deful bu ñu defee audit foncier dañuy xam l'état des lieux. de la propriété foncière dañuy xam kan mooy moom lii quelle est la situation juridique de ce terrain là. su ko defee mën nañ xam kan moo nekk en légalité kan moo nekkul ci légalité. loolu dans le milieu urbain. xëy na peut-être loolu dina nekk solution boo xamante ne dina permettre ñu bañ a am ay conflits yu bëri. ci monde rural bi. dégg nañ Macky Sall. le 31 décembre dafa newoon joxe na ministre des finances. pour mu engager ay réformes. pour que ñu bañ a jox ay titres fonciers ci suufu domaine national bi ci suufu bu ñuy bay bi yaakaar nañ ne loolu tamit buñ ko defee dina aar suuf si parce que bu ñu naree continuer di joxe ay titres fonciers sur les terres arables bu yàggee dañuy nekk ay gan si suñu souvent naa dégg ñu naan président nee na président waxoon na nangam tournée économique xam nga bu ñu fi defoon ak yooyu ñu bëri dig na leen añ ba léegi amaguñu dig na leen reer ba léegi gisaguñu ndugg mi kon je pense que loolu doy na waar mais moom du Kébé aussi lan mooy solution yi lan nga yaakaar na mooy solution ci coowal suuf Sénégal. man day très honnêtement du ma ci expert. mais daal pour cette sorte de crise yi. mais ñun suñu sorte de crise moom c'est très simple. nañ ñu dimbali lillaahi wa rasuuli yi. réparer suñu préjudice yi ñu teg. indemniser ñu. jox leen dàmp ñu le plus rapidement possible. ñu ngi tendre la main à la plus haute autorité du pays. mu xam ne y a une injustice qu'on a subie xaw ma yëg na xaw ma yëgul. mais nañu dimbali li laay war a sol yi. dimbali population yi nekk dans cette situation. parce que convenez avec nous que ni. alors li ñu dal. métti na métti waaye boo xam ne nii. ci période boo xam ne nii. c'est indescriptible. doy na waar nañu dimbali dàmp ñu. alors ku nekk dem seeti foo mën a laaxatu ji alors sax lañ leen war a dàmp. ñeen dafa mel loolu daal lay ñaan. injustice bu doy waar la voilà donc nu mu gën a gaawee gën a baax. et ñu jog ci suñu cas comme dañ ñu patamee. alors subir ñu lii. nañ patamee suñu cas jéem ñu dédommager ku ci nekk jéem a seet foo nekk. alors fomp say ronkoñ. ok borom Touba Médina Njurul moom yéen seen sa agent ban yéen en tant que agent immobilier lan mooy solution yi. waaw solution yi xam nga ñii li ñuy jooy mooy nit yi. ñun tamit day jouer ci suñu liggéey. absolument parce que suuf bu mu leerul kay kon promoteur la ban liggéey lay mën def. jafe-jafe bu amee ci suuf ci ñi moom suuf si. kon déjà promoteur immobilier liggéeyam amatu ci solo comme ñun ñuy def ay terrassement ak viabilisation kii yooyu amatul solo. maanaam gàllankoor yooyu day jouer ba ci ñun. ni ñu doon président Macky Sall ba mu ñëwee audit des milliards yi ak yooyu. suuf si waroon na ci bokk. waaw parce que tey ñun jafe-jafe yi nekk Tivaouane Peulh bi yëpp. depuis ci état bu njëkk bi ñoo ñu indil problème parce que titre yi fa nekk depuis jamonoy Ablaye Wade ñoo fa nekk ba tey. waaw ndax état continuité la bu ñëwee fekk ay titre day ñëw di jàppale ñooñu pour doole. mais nekkul président Macky Sall moo def yooyu noonu. décret yooyu yëpp ci état yu njëkk yi la mais tey mu ngi existé foofu. bu doon président Macky Sall ba mu ñëwee def ko gëstuwaatoon xool. ñu annulé yeneen yi xool yi nga xamante ne jaarul yoon ñu annulé ko kon coono yëpp du am. te du yàggaat dara nga déggaat Tivaouane Peulh ñu ngi démolir parce que ma la wax ni 7 hectares yi. am na kër yoo xamante ne laal na te dëkk nañ ko ba pare. te loolu tamit métti na. solution bi ñu mën a def mooy xoolaat suuf si bu baax. xool ni ñu ko joxee ak ñu fi jaar. yow da ngay gis ay ñuy liggéey ci ay domaine wala yooyu yow kër bi ñu yor sax ministre du ko yor. la ñu am ci ay moyens ak ay doole. tey ñoom ñooy ñëw di xëccoo réew mi tey boo doon laaj réew mi ñi nekkoon ci domaine ak cadastre ñoom ñooy ñëw xëccoo réew mi parce que am nañu alal am nañu xaalis ñu jàppale baadoole yi fekk ay baadoole yoo xamante ne yoruñ dara def leen ay kii yoo xamante ne comme ay bay ma loolu rafetul suñu réew jëkkul ci loolu ok jërëjëf Bassirou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal daal looy tàggatoo bon li may tàggatoo moom mooy di wax ne xeex bi pour ñuy yokk suñu ay armeel waa Pikine
waa Géejawaay ak waa Caaroy mais ñun de waa Mbaaw ñëpp ñi nga xam Géejawaay maire bi diggoon nañu armeel waaye miir la fa def ba léegi daal dara déggoo li ma la wax duñ ci reculer suuf sa ñi ci teg seen loxo danañ foqar ñi seen loxo parce que comme li ma wax affaire bi nekkul fi ay yërëmtalu ak ay ñaan quoi xeex la taxaw te sénégalais nañ bàyyi tànkamlu nga waa kawoon nii ñu nekkee nii ñi leen di tànkamlu ëllëg ci ñoom lay dal boobaa ñoom ñooy wéet ci seen xeex bi nañu bàyyi di tànkamlu nañu génn collectif national nañ génn suñu égoïsme bi na ñëpp àndoondoo booloo ñi nga xam ñëpp daf leen laal ak ñi mu leen laalu ndaxte injustice bu dalee nit waroo naan daluma ñëpp yuuxoondoo comme li ma wax mbir mi du ay yoon ak xeexu bëy rek yuuxu ok balaa ñoo xeexu bëri moom doy na waar waaw di gërëm aussi Babacar Mbaye Bams mi tax ma am sa contact parce que moom aussi sonn na ci xeex sama waaw sonn na ci xeex boobu loolu aussi quoi moom xeex bi xeexam la vraiment looy tàggatoo koy tàggu waaw maa ngi massawu l'ensemble des victimes du déguerpissement criminel de Kahone extension mu ngi leen di massawu tamit maa ngi leen di massawu alors vraiment di leen encourager di wax encore une fois de plus képp koo xam ne alors am loxoom jot na pour mu mën a activer alors le dédommagement alors na ko def ok jërëjëf waaw loolu daal Mballo looy tàggatoo maa ngi koy def xanaa gërëm leen rek ci invitation bi ok sama dernier mot mooy wax les collectifs maanaam ñuy am jafe-jafe ci wàllu suuf nañu maintenir seen rapport de force parce que rapport de force dafa am importance ok bu loolu weesoo après bëgg naa nga rapproché waa kawoon nag waaw nañu privilégier tamit la voie du droit le Sénégal est un état de droit nañu privilégier tamit bu mu la nekk voie droit du droit française nag waaw droit sénégalais la donc nañu privilégier la voie du droit ok jërëjëf Bassirou looy tàggatoo waaw sant leen bu baax Mass sant ñi ñu doon seetaan yëpp sant ñi ma bokkaloon plateau bi sant ñi ma àndal mooy sama xarit Sayer ak Mor ak Ndeye Seck ak Mohamed di sant ñëpp di wax ne président Macky Sall daal ñu ngi koy ñaan mu jàppale waa Kahone ok te li mu dig victime waa Tivaouane Peulh mu gaaw tamit ndax solution ñun moom la ñu bëgg waa Kahone yi daal ñu ngi ñaan autorités yi ñu jàppale leen ba ñoom it ñu mën a nekkaat seen njaboot ndax ci jamonoy feebar lañ nekk ci jamonoy couvre-feu lañ nekk ku nekk ci àll nag nu muy fatoo ku nekk ci bit nu muy fatoo ku amul nooy fatoo kon na leen président Macky Sall jàppale ñu delloo ci njabootam di sant ñëpp di sant ñu doon seetaan di sant waa commune Tivaouane Peulh ñàgg bi ma ok jërëjëf ba pare aussi ñu dimbali waa armeelu Pikine yi parce que wax dëgg yàlla mooy këru dëgg ga waaw coow li mooy këru dëgg ga bu ñu nit nag di xëccoo bay xëccoo armeel nag kooku daa yaakaar naa ne xamul àdduna et bàyyiwul xel bés boo xamante dana ñëw kon mbokk yi yaakaar naa ne lii moo nekkoon tey jii seen émission li ci dëkk bi wax dëgg yàlla na état gëstu les impactés ne état gëstu askanam ñun ñaa ngi bazarde ay suufas baykat yi ñu ngi tooñ baadoole yi nga xamante ne tey jii ñu ngi ci location sonn lool ñu jël ay terrain ay hectares di ko jox ministre di ko jox député di ko jox borom ndombal tànk yi waa mais réew mi fan la baadoole jëm fan la ñun baadoole yi fan la ñu jëm amuñu SPAC amuñu dara sonn koo xamante ne nekk ci location ndekki añ reer doo xam fan la père de famille bi jëm rawatina nag xoolal dal waa Kahone bi muy wax sànq maa ngi gis mami xam naa rangoo ñi sa bëti taawul tuuti waaw parce que ay père de famille yu ñu bëgg toroxal la ah Saliou Bey dafa da ngay wax mu daw génn Pa Modou dara saf ko moom mooy taxaw moom dara saf ko xam nga mu leer ma ne tey jii nit ñi lay seetaan seen yaram dafa daw parce que ay père de famille yu investir ñu tasaare leen seen famille am ñu ci perdre seen seen xel ñii nekk ci jafe-jafe nañu bàyyi corniche bi littoral bi ñu caxatee nañu bàyyi suufas baykat yi kuy xëccoo suuf nag ab suuf dana la ne fuuf ëllëg fa ngay mujj kon nañu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax di gërëm bu baax a baax assistance bi parce que boo leen gisee tey ji émission bi macha allah mu toll fii gis aussi taar bi ci plateau bi liggéey bi dafa am ñu ne ci ginnaaw ku mel ni Serigne Aliou Keita ñu ngi koy waaw am di Sidibé waaw am di waaw wax nga dëgg tuuti ma fàtte ko am di Sidibé aussi ma fàttewu ma kenn mais aussi di ziar aussi seen lieutenant wu kër gi jinne caméraman bi yàgg ngeen koo dégg
léegi nekkul jinne caméraman mi jinne réalisateur la jinne lépp la kooku mooy Saliou Bey mais Ouzin aussi di ko ziar parce que Ouzin moom suñu xarit la tey day amal liggéey bu am solo ci kër gi mais di jaajëfal Saliou Bey ci lépp aussi ci conseil yi ci taxaw bi ak ci lépp parce que ku ñu jox war a jox cër la ku ñu jox ci kër gi la ndax yamul rek ci nangam da ngay ñëw moo lay tette na ngay waxee na ngay defee na ngay nangam kon Zal maa ngi lay remercier bu baax a baax ci li nga def ci man xam naa ko mais aussi di remercier Oustaz Assane Diouf ndax liggéey bi moo ko coordonné lépp loo gis ci muy dox ci kër gi Oustaz Assane Diouf moo nekk ci suuf moo nekk ci kaw moo jàpp ci lépp ak bitey ak aussi borom kër gi di Cheikh Niass ak tout le personnel de Walfadjri ñu ngi leen di jaajëfal mais di leen jox rendez-vous aussi fii beneen ajjuma ci beneen émission li ci dëkk bi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu jërë ngeen jëf